Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous recevoir sur African Time. Voici votre actualité africaine de la semaine que vous présente Awa Thiaw. Au sommaire de cette édition, au Sénégal, le président Macky Sall a adressé son message à la nation pour cette nouvelle année 2015. Le développement, la solidarité et le social résume son discours d'une vingtaine de minutes. Le chef de l'État a remercié et encouragé les facilitateurs du dialogue entre le MFDC et l'État pour un retour de la paix en Casamance. Pendant ce temps, l'ancien président Abdoulaye Wade prédit une année 2015 à problème pour le pays. Nous aurons tout à l'heure un compte-rendu de Ignace Ndeye. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara a aussi adressé son message à la nation, dernier vœu du mandat pour lequel il a été élu. Nous aurons tout à l'heure un résumé de Étienne Tanou. En Guinée, l'année 2014 est marquée par le calme. Sur le plan politique, la tension a baissé, mais sur le plan économique, beaucoup reste à faire. Le coût de la vie reste toujours élevé et sur le plan sanitaire, le pays a frôlé la catastrophe avec une épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. La page sport de cette édition vous sera présentée par Ignace Ndeye. Ce sont là les titres, le développement dans un instant. Amis auditeurs, merci de nous rester fidèles. Ce journal a été rendu possible grâce au soutien de notre compagnie aérienne Royal Air Maroc. Royal Air Maroc, naturellement africaine. Comme nous vous le disions dans les titres, nous allons démarrer donc cette actualité africaine sur African Time par le Sénégal, où le président Macky Sall a adressé son message de nouvel an à la nation. Le développement, la solidarité et le social résument le discours du chef de l'État d'une vingtaine de minutes. Macky Sall a remercié et encouragé les facilitateurs du dialogue entre le mouvement des forces démocratiques de la Casamance et l'État pour un retour définitif de la paix en Casamance. L'ancien président Abdoulaye Wade lui prédit une année 2015 à problème pour le pays et tend la main à son successeur pour trouver des solutions. Sur le plan religieux, les préparatifs vont bon train pour le Gamou annuel de Tivaouane où on note déjà un balai des autorités administratives et politiques. Suivons ce compte-rendu de Ignace Ndeye. Nous démarrons cette actualité de la semaine au Sénégal par l'adresse à la nation du chef de l'État. Il a duré 19 minutes 50 secondes, le message que le chef de l'État a adressé à la nation sénégalaise à l'occasion du traditionnel discours de Nouvel An. Le développement dans la solidarité et le partage, c'est le point nodal des grands axes du discours du chef de l'État, le président Macky Sall, dans une posture debout. La baisse récente du carburant et du gaz, le prix de 200 francs le kilogramme d'arachide, le relèvement de l'âge de la retraite à 60 ans dans le secteur privé sont entre autres mesures qui donnent une dimension sociale du discours du chef de l'État. Il est également ressorti de ce discours du chef de l'État des bénéficiaires des bourses familiales qui passent du simple au double. Le programme Sénégal émergent PSE cher au chef de l'État a été également abordé par le président Macky Sall qui a évoqué le taux de croissance de 4,5% en 2014 et la mise en œuvre du PSE par la réalisation des projets cette année 2015. Le président de la République Macky Sall a également invité dans son message du Nouvel An les facilitateurs du dialogue entre l'État et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC à poursuivre leurs efforts pour une paix durable dans cette région méridionale du pays en proie à une rébellion armée depuis plus de 30 ans. J'encourage les facilitateurs du dialogue avec les MFDC à poursuivre leurs louables efforts pour bâtir sur le socle des efforts appréciables déjà réalisés. Les fondements d'une paix durable en région naturelle de la Casamance, a déclaré Macky Sall dans un discours radio-télévisé. Macky Sall qui a également présenté au peuple sénégalais ses vœux les meilleurs pour cette année 2015. Pendant ce temps, l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, prédit, lui, des difficultés en 2015 au Sénégal.
Pour Maître Abdoulaye Wade, l'année 2015 sera une année à problème. Dans un message posté sur le net, l'ancien président soutient que Dieu lui a donné un sens poussé des affaires. Il tend la main à Macky Sall et se dit disponible à apporter son expertise au profit des Sénégalais parce que, avance-t-il, une seule personne ne peut pas faire avancer le Sénégal. Karim Wade reste en prison. Ainsi en a décidé le juge après la demande de liberté provisoire introduite par ses avocats auprès de la CREI. La CREI qui a en effet rejeté cette demande. Conséquence, le fils de l'ancien président reste en prison en attendant la reprise de son procès. Les professeurs sortant de la FASTEF, la faculté techno de l'éducation et de la formation, laissés en rade lors du recrutement dans la fonction publique poursuivent leur mouvement de grogne. Cette semaine, plus de 300 d'entre eux, estimés à 400, ont été recrutés dans la fonction publique. Une décision des autorités qui ne satisfait pas totalement ces professeurs qui exigent tout simplement le recrutement de tous ces sortants de la FASTEF dans la fonction publique. Après le Magal de Touba, c'est Tivaouane, la capitale du Tidjana, qui accueille cette semaine les fidèles pour le Gamou de Tivaouane. L'ancien maire de Thiès, ancien premier ministre qui a récemment fait allégeance au mouridisme, a été conduit à Tivaouane. À la tête d'une forte délégation, Idrissa Seck n'a pas été reçu par le porte-parole de la famille Sy, Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin. Selon le journal L'Observateur, Al Amin a refusé de le recevoir sous prétexte qu'il est indisponible. Pourtant, le journal, il a reçu durant toute la journée dans son salon les délégations de fidèles et certaines autorités de la République. Il serait remonté contre le président du conseil départemental de Thiès, Idrissa Seck, à qui on prête un acte d'allégeance à Touba qu'il n'a jamais démenti, lui qui a toujours été considéré comme un fervent talibé tidjane. Le journal Observateur informe qu'Idrissa Seck a subi le même revers au domicile de Serigne Mbaye Sy Mansour, qui lui aussi ne l'a pas reçu avec sa délégation. La délégation a été reléguée dans le plus exigu de ses salons où le marabout ne reçoit pas ses hôtes de marque avant qu'une minute 30 plus tard, un fils de Serigne Mbaye Sy Mansour ne vienne informer Idrissa Seck que son père est dans l'incapacité de le recevoir puisqu'il garde le lit. Toutefois, Idrissa Seck et sa délégation ont été reçus par Serigne Maodo Sy, fils de feu Mam Abdou Aziz Sy, et Cheikh Ahmed Tidiane Sy, fils de feu Serigne Mansour Sy. Cette semaine, la situation qui a régné en Gambie, secouée par un coup d'État avorté, n'a pas laissé indifférent le Sénégal, pays voisin, d'où est enclavée la Gambie. En tournée dans les foyers religieux à Kaolack, Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l'Intérieur, dégage toute implication du Sénégal. La Gambie est un pays au cœur du Sénégal. Nous ne pouvons que nous désoler de ce qui s'est passé là-bas, dit-il, ajoutant que le Sénégal n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est clair que le Sénégal ne peut pas être mêlé à ça. Et bien évidemment, comme tout pays souverain, il n'est pas question qu'à partir du Sénégal, que quelque chose puisse se préparer contre le régime gambien ou contre un régime d'un pays voisin. Ce n'est pas possible et cela ne peut avoir lieu, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Ainsi donc va l'actualité cette semaine au Sénégal. Et grâce à vous, chers auditeurs, nous sommes là. Je ne peux terminer sans vous adresser mes vœux les meilleurs pour cette année nouvelle. Que cette année 2015 soit une année des bonnes surprises pour vous et une lueur dans votre vie. À Dakar pour African Time, Ignace Ndeye. Merci Ignace Ndeye. Vous écoutez toujours les informations sur African Time. En Côte d'Ivoire aussi, le président Alassane Dramane Ouattara s'est aussi adressé au peuple ivoirien. Il a présenté ses derniers vœux du mandat pour lequel il a été élu. Pour lui, l'année 2014 marque le début de la transformation du pays qui affiche un taux de croissance d'environ 9%. Suivons ce résumé de Étienne Tano. Message du nouvel an, le président Alassane Ouattara s'est adressé à la nation. Le chef de l'État, au sein de l'année 2015, n'a pas manqué à la tradition de vœux. Il a indiqué que cette année, la tradition revêt un caractère tout particulier. Il s'agit des derniers vœux du mandat pour lequel il a été élu par le peuple ivoirien il y a 4 ans. Raison pour laquelle il a saisi l'occasion pour mesurer le chemin parcouru en faisant le bilan de l'année écoulée et préciser les perspectives qui permettront
à l'atteinte de l'émergence en 2020. Pour le président Alassane Dramane Ouattara, l'année 2014 a été le début visible de la transformation de la Côte d'Ivoire. Il en veut pour preuve la croissance d'environ 9% par an au plan économique depuis 2012. Surtout l'intérêt que manifestent les partenaires au développement, les investisseurs. Pour lui, c'est un signe de confiance dans la vitalité retrouvée par la Côte d'Ivoire. Après plusieurs mois passés en prison, ADI et CKCK ont quitté Bouaké pour Abidjan. Dans le cadre de leur procès qui se tient à Abidjan depuis le vendredi 26 décembre dernier au palais de justice, l'ex-patron du groupement d'escadrons blindés d'Agban, le commandant Jean-Noël Abéi et Ansem Sekafika, ex-aide de camp de l'ex-première dame Simone Gbagbo, ont quitté le camp pénal de Bouaké mardi dernier aux environs de 13 heures à bord d'un avion de l'ONUCI. Ces deux officiers doivent rejoindre le boss des accusés très bientôt, aux côtés des autres pro-Gbagbo jusqu'au terme de leur jugement. Football pour terminer, Cannes 2015, Hervé Renard a rendu publique la liste des joueurs présélectionnés pour cette compétition qui débute le 17 janvier jusqu'au 8 février en Guinée équatoriale. Les équipes qui prendront part au tournoi ont dévoilé l'effectif de leurs joueurs. C'est le cas des éléphants de Côte d'Ivoire à travers son sélectionneur Hervé Renard, qui depuis lundi dernier a révélé les noms de ces hommes au nombre de 23. Il s'agit de 3 gardiens de but que sont Go Sylvain de CE Sport de Saint-Pétro, Mandé Sayouba et Boubacar Barry du Copa Barry de l'E15. 7 défenseurs, 7 milieux de terrain avec la présence de Yaya Touré de Manchester City et Doucouré Chèque de Metz. 6 attaquants, notamment Gervinho de l'AS Roma, Kalou Salomon de Bertha de Berlin et Traoré Lancina, pour ne citer que cela, de Monaco. Notons qu'Hervé Renard n'a pas retenu Didier Drogba et Didier Zokora. Toutefois, le sélectionneur français assure avoir tenté de faire revenir les 2 retraités internationaux pour la CAN 2015. Étienne Tano, Abidjan pour African Time. Merci Étienne Tano. Direction la Guinée où l'année 2014 n'a pas du tout été rose, même s'il y a un calme sur le plan politique avec la tension qui a baissé. Sur le plan économique, beaucoup reste à faire. Le coût de la vie est toujours élevé et dur à supporter par les ménages. Sur le plan de la santé, le pays a vécu une catastrophe avec l'épidémie de fièvre Ebola. Les détails avec Mamoudou Baldé. Tout à fait. L'année 2014 a été moins agitée que la précédente en République de Guinée. Sur le plan politique, la tension a baissé, même si la confiance a manqué entre les acteurs, notamment entre l'opposition et la majorité. Sur le plan économique, même si les multinationales et les autres secteurs de croissance n'ont pas connu de trêve, le panier de la ménagère devient de plus en plus inabordable. Rares sont les Guinéens qui accèdent aux 3 repas par jour. Sur le plan de la santé, ce fut catastrophique avec l'apparition du virus Ebola qui a tué et qui tue encore dans le pays 1 millier de victimes selon les médecins. Sur le plan culturel, l'année a été sombre avec la bousculade du 29 juillet dernier à la plage de Rogbané lors d'un concert faisant 34 morts. Sur le plan diplomatique, l'arrivée du président français en Guinée, François Hollande, du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, ont retenu, entre autres, l'attention du côté positif. Au négatif, le cas Ebola a quelque peu refroidi les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Guinée dans les discours, même si les 2 ambassadeurs n'ont pas été rappelés. Au plan social, 2014 n'a rien pu régler de la haine ethnique créée et entretenue depuis 2010. Le repli identitaire ne se cache ou se cache à peine, même du sommet de l'État à la base des partis politiques. Au plan religieux, là aussi, l'année 2014 reste sombre au tableau. Les fidèles musulmans guinéens n'ont pu effectuer le pèlerinage cette année-là
pour cause d'Ebola. Au plan médiatique, même si les journalistes guinéens ne sont pas en prison, ou des journalistes guinéens ne sont pas en prison, leurs conditions de travail demeurent une préoccupation. Coincé entre un CNC aux ordres des forces de sécurité civiquement mal formées, une justice à plusieurs vitesses et une administration partisane, la presse guinéenne se bat pour sa survie. L'occasion, se prête de souhaiter bonne année à notre confrère Mandian Sidibé en exil au Sénégal. Au plan sportif, pour terminer, c'est un coup de chapeau avec la qualification surprise et inattendue du Sénégal national pour la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Guinée équatoriale 2015. Une coupe, un tournoi qui va démarrer le 15 janvier prochain. Voilà donc le résumé, le condensé de l'actualité. Bonne et heureuse année à tous les fidèles de la Pan-African African Time ou qui se trouvent à travers le monde. Mamadou Baldé, Aminata.com pour African Time. Toujours à l'écoute des besoins de la communauté africaine, à votre demande, Royal Air Maroc n'a pas hésité à augmenter le nombre de vols à partir de New York City en direction de l'Afrique pour mieux vous satisfaire. Avec 28 destinations dans le continent, Royal Air Maroc vous offre le programme de vol le plus flexible vers l'Afrique. Royal Air Maroc, c'est plus de 1500 vols par semaine dans 80 pays au monde. Les tarifs de Royal Air Maroc sont rarement concurrencés et demeurent les plus flexibles dans le monde du transport aérien. Son personnel très accueillant s'occupe de vous dans une ambiance amicale et très agréable. Ce personnel partage avec vous vos valeurs et votre culture. Il vous garantit un service que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pour information et réservation, appelez votre agence de voyage ou Royal Air Maroc au 1-800-344-6726, 1-800-344-6726, 1-800-344-6726 ou visitez www.royalairmaroc.com. Royal Air Maroc vous ouvre les portes de l'Afrique. Vous aimez les belles chaussures? Alors écoutez bien. Gora Sneakers au 40 Ouest, 31e rue, entre la 5e et Broadway est l'endroit idéal. Chez Gora Sneakers, il n'y a pas de contrefaçon, tout est original. Vous y trouverez Timberland, Nike, Reebok, Sebago, Adidas et j'en passe les meilleurs. Désormais, vous trouverez chez Gora Sneakers des casquettes et des jeans des plus grandes marques. Alors, ne faites plus attendre vos pieds, offrez-leur des chaussures de qualité. Gora Sneakers, c'est au 40 Ouest, 31e rue, entre la 5e et Broadway, en face du poste office. Téléphone 212 695 64 92. 212 695 64 92. American Language Center, le spécialiste de l'enseignement de la langue anglaise à New York, vous invite à visiter ses nouveaux locaux beaucoup plus spacieux et plus commodes pour votre apprentissage de la langue en Amérique. Il se situe au 229 Ouest, 36e rue, au 3e étage, entre la 7e et la 8e avenue, à 2 rues de Penn Station. Après 35 ans d'expérience et un corps d'enseignants hautement qualifiés, American Language Center propose des cours pour les débutants et pour tous ceux qui veulent approfondir leur connaissance de la langue. Les frais de scolarité d'American Language Center sont très compétitifs et son enseignement est le meilleur dans le pays. Pour les habitants de Queens, la branche locale est au Jackson Heights, 7501 Broadway. Pour tout renseignement, appelez 1-800-ENGLISH, 1-800-364-54-74, 1-800-364-54-74. Demandez après André. Ne vous fatiguez plus. Envoyez vos conteneurs de meubles, de voitures et d'électroménagers au pays avec Baboul Mouridina International Express Shipping.
Cette société envoie tout ce que vous voulez en Afrique de l'Ouest. Déposez donc vos bagages à Baboul Mouridina au 12-14 Broadway, suite 212 ou appelez le 646 861 28 14. Pour plus d'informations, appelez Modoufal au 646 296 24 53 ou Mustapha Diop au 646 696 59 87. Avec 20 ans de service pour vous, messieurs, dames, Baboul Mouridina International Express Shipping se déplace à votre domicile. Vous suivez à présent la page sport de cette édition qui est signée Ignace Ndeye. L'actualité sportive au Sénégal reste encore dominée par les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. C'est en Guinée équatoriale. Et puis, le sélectionneur national Alain Giresse a publié sa liste dans laquelle ne figure pas Dembaba, l'attaquant de Besiktas, qui a été tout simplement zappé par Dembaba. Et cela a amené une polémique autour de sa non-sélection, puisque le sociétaire de Besiktas, un club turc, n'a pas du tout apprécié le fait qu'Alain Giresse ne l'a pas appelé pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans une sortie, dans un journal, Dembaba a fait savoir que Alain Giresse est juste une marionnette du président Maître Augustin Senghor, ce qui n'a pas du tout plu à certains membres de la Fédération sénégalaise de football, parmi lesquels il y a bien sûr Gaston Beng, le responsable chargé du marketing à la Fédération sénégalaise de football, qui, répondant à Dembaba, dit tout simplement ceci. Pas El Hadji Diouf qui fait marquer des buts en équipe nationale de football et que Dembaba ne doit pas tenir de tels propos. L'entraîneur Alain Giresse qui également est monté au créneau pour faire savoir aux sociétaires de Besiktas Dembaba que lui et avec l'équipe nationale a remporté 4 rencontres sans la présence de Dembaba. Donc l'entraîneur Alain Giresse qui semble avoir justifié son choix en éliminant tout simplement Dembaba de sa liste des 28. Dans quelques jours, la liste sera connue, la liste des 23 sera connue puisqu'il y aura 5 présélectionnés qui seront laissés en rade. Pendant ce temps, le championnat du Sénégal a joué ce week-end la 5e journée. La 5e journée au cours de laquelle l'Union sportive de Ouakam reste toujours leader malgré son match nul face à l'équipe du Casa Sport. C'était en début de semaine, un but partout au stade Demba Diop. La Douane a chuté, les Girafes se ressaisissent. Donc voilà, entre autres points de ce championnat de football première division. La Fédération sénégalaise de basket, disons d'ailleurs le comité de normalisation du basket sénégalais également en ce début d'année, en fin d'année également, est monté au créneau pour s'appuyer sur les perspectives du basket sénégalais qui, pour le moment, est en trêve en attendant le championnat de basket au Sénégal. Ainsi va l'actualité cette semaine au Sénégal, à Dakar, pour African Times, Ignace Ndeye. La Banque de l'Habitat du Sénégal, BHS, est heureuse de vous annoncer ses nouvelles branches. BHS Baltimore, 58 14 York Road, téléphone 410 387 22 76, 410 387 22 76. Cette branche est disponible à partir du 25 avril 2014. BHS Philadelphia, 535 South 52e Street Philadelphia, téléphone 215 863 80 02, 215 863 80 02. Cette branche est disponible à partir du 28 avril 2014. Merci beaucoup. Toujours à l'écoute des besoins de la communauté africaine. À votre demande, Royal Air Maroc n'a pas hésité à augmenter le nombre de vols à partir de New York City en direction de l'Afrique pour mieux vous satisfaire. Avec 28 destinations dans le continent, Royal Air Maroc vous offre le programme de vol le plus flexible vers l'Afrique. Royal Air Maroc, c'est plus de 1500 vols par semaine dans 80 pays au monde. Les tarifs de Royal Air Maroc sont rarement concurrencés et demeurent les plus flexibles dans le monde du transport aérien. Son personnel très accueillant s'occupe de vous dans une ambiance amicale et très agréable.
Ce personnel partage avec vous vos valeurs et votre culture. Il vous garantit un service que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pour information et réservation, appelez votre agence de voyage ou Royal Air Maroc au 1 800 344 67 26, 1 800 344 67 26, 1 800 344 67 26 ou visitez www.royalairmaroc.com. Royal Air Maroc vous ouvre les portes de l'Afrique. Qui met fin à cette édition. À mes auditeurs d'African Time, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nuit et vous donne rendez-vous dans une semaine. waa mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant te di leen gërëm ci li ngeen ñuy déglu ci fii ci African Time ci WP80 9:30 AM ci New York ñu di leen indil xibaar yi ci àjjuma ju nekk te ngeen mën ñu di ñuy déglu ci internet bi it ci WP80 9:30am.com wala bu ñu la rawee tey it da nga nu mën a déglu ci yoolele.com mbaa nga bëgg koo déglu en direct it da nga mën a composé 401 347 0031 401 347 0031 tey nag di ajuma yemoo ak ñaari fan ci weeru janvier ci atum 2015 seen mbokk Ousmane Lo moo féetewoo ak micro bi mbokk yi tey nag li fi xabaar te seen mbokk Papa Ndaw nar leen ko faram-fàcceel mooy gàmm gi ñuy waajal ci réew mi rawatina nag lay am ci Tiwaawan ak fépp foo xam ne fii gàmm am na fa ci réew mi xam ngeen it 2004 jeex na ba tax na Macky Sall wax na ak askan wi loolu it Papa Ndaw dina ko faram-fàccee Ablaye Wade it fa mu nekk fee ca France tollu fa waxtaan na fa ak nation bi loolu it Papa Ndaw dina ko indi président Henri Grégoire ñii nga xam ni moo doon waxante ak avocat bi ñuy wax Seydou Diagne it Papa Ndaw dina ko leeral waaye Papa Ndaw it dina dikk ak yéen ci mbir mu tiis nii nga xam ni immigré yee nekk ca Angola ñoom la ñuy bunduxataal ba sax léeg-léeg am koo xam ne kii ñàkk na ca bakkanam kon Papa Ndaw dina leeral loolu bu ko defee nag mbokk yi ñu bàyyi leen ak Dame Babou mu dikkaat ak yéen ci fàttali ak njàngat ci as lëf ci li xewoon rekk ci at mee nga xam ne génn nañ ca ñu doog leen a bàyyi nag ak Ignace Ndeye mu waxtaan ak yéen ci mbirum football bi ñu doog leen a ayul Xaadim Samb moom mu leeral lépp li jëm ci mbirum làmb ji ñu boole ko nag ak indil leen li ñu fi am ci ay aajar ak yëgle kon nag mbokk yi bu ngeen nu mayee nopp bu nes tuutee ñu dikk ak yéen ci yaatal gi jërë ngeen jëf mbokk yi déglukat yi seen mbokk Ousmane Lo moo féetewoo ak micro bi waaye seen xarit Fallou Dieng moo nekk fee ca machine ba waa mbokk yi journal bii nag Royal Air Maroc moo leen ko may Papa Ndaw jàmm nga yendu sant yàlla alhamdulilah waaw gannaaw ba ñu la nuyoo dalal la tey dañoo bëgg nga dikk ak ñun ci mbirum gàmm gi ndax xam nga ni gàmm gi ñu ngi koy gàmm ci Tivaouane waaye ci réew mi yëpp waaw mbirum sécurité meeg yuy demee noonu Pape loolu nu mu demee fii ci réew waaw Ousmane gàmm gi di ni nga ko waxee noonu la amee dafa nekk xew-xewu diine boo xam ne ni képp kuy jullit rek di nga bàyyi xel ci gàmmu gi ndax gàmmu gi du lenn bu dul màggal juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba loolu moo tax nag fépp foo xalaat ci Sénégal
fu ngir wala tarixa nekk rek dinañu ko fa màggal naka noonu fi mu nekk nii ñu bari ñu ngi jublu Tiwaawan fi nga xamee ne bii mooy taalibe Seydi Hajj Malick yi ñoom fa la ñuy gàmmo ji waaye am na ñeneen ñoo xam ne fu demee ni ki Kaolack la ñuy dem ndax ñoom tamit seen wasila foofu la nekk fu mel ni Touba tamit danañu fa def li nga xamee ne bi moom moo di gàmmu gi fu demee ni ki ca Laayeen wala ci njabootu ki nga xamee ne nii moo di El Hadj Omar Foutiou Tall mais nag da fekk tamit am na ñoo xam ne ni bés bi ñu njëkk a jàpp muy juddub yonent bi ñoom duñu def gàmmu bés boobu waaye dañu koy def bu fekkee ne bi bés bi dafa dellu siwaat ñu mënu ko méngale ak bu ñu ko doon wax fii ci sunum réew muy tolloo ak li nga xam ne bi moo di ngénte li ba tax na fu demee ni ki Njaasaan moom bu bésu gàmmu gi dellu see ci la ñuy gàmmuwaat ndax ñoom ngénte li la ñuy màggal waaye boo demee fu mel ni Kaolack Medina Baye ñoom tamit dañuy def li ñu naan gàmmuwaat mu mel ni loolu la ñuy defaat gudd gàtt daal Ousmane gàmmu gi moom kenn moomu ko jullit yëpp ñoo ko bokk ndax yonent bi yonentu askan wi yëpp la. waaw jërëjëf ci loolu waaye xam nga Pape li ma waxoon sànq mooy xam nga dafa mel ni gàmmu gi mbirum sécurité maanaam mbirum jàmm ji daf cee am dem bi ak dikk bi ak mu jot ci gàmmu gi day am problème ren nu mu demee. waaw Ousmane gis nga loolu li ko gën a jóg mooy li ñu naan ñii gàmmu ak ñii raas dem bokkuñu ndax am na ñoo xam ne bu ñu nee gàmmu ñoom diine moo leen tax a jóg dañuy dem pour yeesal wala pour gën a dëgëral li nga xam ne bii moom moo di seen ngëm bàyyi xel ci jikko yonent bi nga xam ne nii dinañu ko fàttali askan wi ngir ñu gën a mën a sax ci loolu waaye dafa am ñeneen ñoo xam ne ni ñoom leneen moo leen yóbbu Ousmane ndax tey jii booy xool rek fu demee ni ki Tiwaawoon ñu ngi naan guléet fi nga xam ne bii gàmmooguñu am nañu fukki nit yoo xam ne yi dañu leen teg loxo juróom yi dañu fekk yàmbaa ci ñoom yeneen juróom yi dañ leen doon fekk ñuy jëfandikoo li nga xam ne bi moo di yàmba xam nga ñooñu gàmmu taxu leen a jóg am na ñeneen ñaar ñoo xam ne nii ca Tiwaawan ba tey teg nañ leen fa loxo li ko waral du lenn budul dañu doon jéem a jël alali jàmbur ñu leen nuus moto yi nga xam ne bi ñoom la ñuy wax Jakarta te ñuy bëgg a tukkal àddina fi mu toll nii parce que foo tourné ci réew mi ñu ngi lay wax naan la oto mbëkk na leen wala camion jaar na seen kaw wala lu ni mel am na ci fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne nii téyegum leen naka noonu it am na fanweeri wëtiir ak ñaar yoo xam ne yi dal dinañ leen di yóbbu fourrière ndax xam nga boo jëlee fu mel ni Tivaouane dafa am bërëb boo xam ne fi nga xam ne nii moom la ñuy wax esplanade des mosquées dañuy wax naan moto yeeg oto yeeg saret yeeg wëtiir yeeg yooyu duñu fa dem parce que askan wi foofu la ñuy daje dafay tax buñ fa bëggee dugg dafay xat bu ñu leen koy tere nag toujours am na ci ñoo xam ne ni ñoom dañuy jéem a potoxlu ak di def naka su dul noonu tey ren jii ñu gis ne ci Tiwaawan lu toll ci junni ak ñaar téeméer junni kon ak ñaar fukki alkaati yóbbu nañ leen foofu pour ñu doxal li nga xam ne bii moo di kaaraange Anna Sémou Faye mi nga xam ne bii mooy directeur général bu police moom dem na fa déjà pour wax ne kontaan na ci ni nga xam ne bii noonu la alkaati taxawee foofu mais boo jëlee gendarmerie ñoom lu toll ci juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak benn gendarme mu yóbbu nañu leen foofu pour ñu doxal li nga xam ne bii mooy kaaraange ba tey parce que ki nga xam ne bii mooy njiitu gendarme yi ci légion centre ouest bi nga xam ne bii moo boole diwaanu Thiès ak Njaareem moom nee na li ñu fa yóbbu dañu jàpp ne rek dina doy ndax ay renfort ak escadron yu bari lañ fa yóbbu jëlee nañ ba jëlee fi nga xam ne bii mooy LGI bu Mbaaw jëlee tamit fi nga xam ne bii mooy ñi nekk Thiès waaye jëlee tamit ñi nga xam ne dañu nekk ci ñu nga basé ca Kébémer ñooñu mooy waa école bi formé tamit ay gendarme loolu yëpp suñu ko boolee nag pour kaaraange gi kese la mais loo xam ne nii mën nañ ko commencé métti lu Ousmane mooy accident yi nga xamee ne bi commencé na ndax ñu ngi doon wax naan am na lu toll ci juróomi accident ñu naan juróom-ñetti nit am nañ ci ay gaañu-gaañu mais fi mu ne mën nañ jàpp ne rek ki njëkk a ñàkk bakkanam ci accident yi xam nañu kan la mi ngi amee benn accident ca booru diwaanu Caajaay benn nit ñàkk ci bakkanam juróom-ñetti nit am ci ay gaañu-gaañu te pourtant sapeur pompier yi ñoom tamit génn nañ ndax ñu ngi wax naan ñu ngi toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ñu indi lu toll ci juróom fukki oto ak benn loolu yëpp pour aar nit ñi ci jamonoy gàmmu gi gis nga gendarme yi mën nañ ci yokk sax ne bi yoon indi nañu ñaari yu ñuy wax ULM maanaam ultra léger motorisé mu
mu mel ni ay xeetu avion yoo xam ne yi dañoo bëgg daal ci wàllu dem beeg dikk bi wala kaaraange gi moom du am lenn loo xam ne ni danañu ko ci jàmbat mbaa ñu tawat ko ci fu demee ni ki Medina Baye ñu ngi wax naan tamit ñetti téeméeri alkaati ñu nga fa nga gis ne rek kon kaaraange gi Ousmane dañu bëgg mu mote ndax ni ñu koy waxee am na ñoo xam ne naam doxal diine wala cër bu ñu jox diine moo leen tax a jóg mais am na ñoo xam ne ñoom leneen la ñuy lijjanti. waaw Pape jërëjëf ci wàllu gàmmu gi itam xam nga Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin mu ngi doon teeru gan yi président ñëw na fa Tanor Dieng itam ñëwoon na fa ba am na lu mu ko dig wala boog am na lu mu ko wax nu mu jëflanteeg moom ci gouvernement bi mu bokk de. waaw loolu de xam nga dafa fekk ne temps yi ñu génn yëpp Ousmane yaa ngi koy bàyyi xel ndax yaa ngi koy suivre ñu ngi wax naan APR parti président Macky Sall ak PS di parti Ousmane Tanor Dieng secrétaire général bi ñu ngi naan dafa mel ni ñoom ñaar jaarootuñu taal ndax daal li nga xamee ne bi ci daje ba ñu doon amal Ousmane Tanor Dieng waxoon na ne parti politique li ko tax a jóg mooy jiite réew loolu nag ñenn ci waa APR déggewuñu ko woon jàmm ba tax ñu naan sax waa parti socialiste yi nekk ci gouvernement bi nañu tekki seen ndombo tànk na Macky Sall dakkal lëngoo bi nga xamee ne bii moom la lëngoo ak parti socialiste coow li jàpp kaw jàpp suuf alors fi mu nekk nii nag bi nga xamee ne bii Tanor dem na seeti Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin ndax moom Ousmane Tanor Dieng nañu ko daan defee ci jamono yi fi parti socialiste nekk saay bu gàmmu amee dafay dem Tivaouane ci giseem bi mu gisee nag ak Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin ci la ko Serigne Abdoul Aziz Sy doon wax daal naan moom bu sañoon waa parti socialiste ak ñi nga xamee ne bii ñoo di APR du ñu tàqalikoo dañuy ànd continuer liggéey rawatina ba nga xamee ne bii nguur yàlla mooy seet ku ko neex mu jox ko te parti socialiste ak APR ni ñu àndee lëngoo ñu ngi liggéey bu rafet boo xamee ne bii waroon nañu ko mën a continuer noonu daal ba tax moom Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin di sàkku ci waa parti socialiste ñu bañ a génn ci nguur gi daal muy woote boo xam ne ni li ko tax a jóg du lenn bu dul rek jàmmoo ndax moom ki nga xam ne bii moo di Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin mi ngi ciy yokk naan ñoom ñu ngi jàppale nguur gi ñu ngi ànd ak nguur gi waaye tamit du tax nag ñu fàtte ñi nga xam ne bii ñoo nekkoon seeni xarit wala seeni am di jàmm démb ak bërki démb Ousmane. waaw Pape jërëjëf ci loolu dafa mel ni Serigne Abdoul Aziz Sy bu fekkee ni teeru na Serigne bi itam. wala boog bu fekkee ni teeru na gouvernement bi ak Tanor Dieng itam dafa mel ni neexuwul ak Idrissa Seck de moom. waaw Ousmane li ñu jàpp mooy ki nga xam ne bii moo di Idrissa Seck di njiitu réew mi dem na Tiwaawoon moom tamit ni nga xam ne ni noonu la koy defee saay bu gàmmu jubsee waaye bi yoon li ñu nemmeeku mooy Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin dalalu ko ndax dem na munu koo gis mu wëlbatikoo fa dem seeti tamit ki nga xam ne bii moo di Serigne Mbaye Sy Mansour mais foofu ba mu fa demee dañu ko dalal ca salle ba bañ ko dalalee ci salle ba doomu Serigne Mbaye Sy Mansour moo ñëw fekk si leen foofu moom ak délégation am xamal leen nag ne duñu mën a gis ki nga xam ne bii moo di waajuram wu góor ndax yaramam dafa xaw a sutante ba mu fa jógee nag la dem seeti Serigne Maodo Sy Abdou foofee nag moom dalal nañ ko fa ndax Serigne Maodo Sy Abdou mi ngi wax sax naan liggéeyu Sénégal loxo Idrissa Seck mënuñ cee génn rawatina bi nga xam ne bi Idrissa Seck nitu jàmm la parce que toujours dañuy dal ci kawam di ko attaqué mais du tontu ndax nekkul li nga xam ne nii moo di xulookat ñu jàpp nag ne Idriss Seck bi mu fay dem mi ngi àndoon ci délégation bokk ci Thierno Bocoum Yankoba Diatara ak ñeneen ñu ni demee Idriss Seck tamit xamle na ne moom boo gisee mu ñëw Tiwaawan dafa nekk devoiram ndax saay bu gàmmu jubsee dafay sol dàllam ñëw fi nga xam ne bi moo di Tiwaawan dal di fay ziare ñu bari nag ñu ngi wax naan teertu bi ni mu demee nii maanaam Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin ñàkk ko dalal ak ki nga xam ne bi moo di Serigne Mbaye Sy Mansour ñàkk gisee ak ñoom du lenn budul li nga xam ne bi dañ naan Idriss Seck temps yële ñu génn dafa demoon Touba dal di jébbalu ji foofu te ñëpp xamoon nañ ne moom Idriss Seck taalibe Tijaan la loolu moo tax ñu doon wax naan digganteem ak Tiwaawan dafa jege digganteem ak Tiwaawan dafa rattax loolu nag nit ñee koy wax mais nangowuñu ko ci kàddu sëriñ si nangowuñu ko tamit ci kàddu ki nga xam ne bi moo di Idriss Seck mais lenn loo xam ne ni wóor na moom mooy kenn ku nekkoon réew mi démb ak bërki démb ñu di ko wax Matar Diouf te mu naan sax président Macky Sall dalal na ko temps yële ñu génn nee na li wóor mooy président Macky Sall
kenn du ko mën a contre Tivaouane wala indi fa ay jafe-jafe ndax Sénégal yàgg naa am ay njiitu réew mais li nga xam ne ni moom la fa Macky Sall liggéey ci wàllu defaraat dëkk ba amul kenn ku ko mos a def foofu ba loolu moo tax Macky Sall moom mook Tivaouane seen diggante tey jii la gën a ratax tey jii la gën a mel ni cereek soow ñu jàppee ko noonu rek Ousmane gis nañu ne daal Idriss Seck dem na Tivaouane mais du Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine du Serigne Mbaye Sy Mansour kenn dalalu ko ci. waaw Pape may ne kiloti rek ñu dem yëgle ji ay ajar te dellu si waat ci yow. demal te ñëw Ousmane. fépp fu nu mën a tukki moo xam ci biir réew mi la moo xam bitim réew rawatina nag bu dee Afrique suñu gos la fa nu war a dem mooy Caratour and Travel billet bu ñuy jaay ak avion boo bëgg a demee demal Caratour and Travel mu jox la ko ci njëg yoo xam ne mënuloo ko amee fenn xew wu nu am wu nu ñor dëgg fa nu war a dem mooy Caratour and Travel bu nu yegg si mu ñu jox suñu billet ci njëg yenu gënal daal di ñuy wax avion ba nuy dugg ak kañ lay dem nu daal di dem ci lu gaaw a gaaw téléphone 212 683 2223. Caratour Travel jàpp leen adresse am bu bees bi 120 West 116th Street room 3C ci diggante 7th ak Lenox Avenue. saa yu ngeen waxee Royal Air Maroc lan mooy seen soxla da ciy taxaw ba ngeen ne yokk leen ko def leen ne léegi vol yi danaa leen ko defal ba mu nekk 27 yuy dem ci Afrique fu baree bari Royal Air Maroc yemul rek ci Afrique ndaxte 1500 vol lay am ay bis gu nekk juróom-ñett fukki réew ci àdduna bi lay dem Royal Air Maroc li mu leen di jaayee ay biem du ngeen gis daanaka kenn ku leen ko mën a jaayee lu yombe noonu te itam nag ni mu leen di yombalale seen voyage kenn du leen ko defal ña ngeen fay fekk seen i bokk lañu xam seen aada xam seen cosaan xam li ngeen bëgg ak li ngeen di bañ bu ngeen fa demee da ngeen xam ne fii seen kërug bopp lay doon Royal Air Maroc bu ngeen ci bëggee xam lu gën a leer wala ngeen bëgg a def seen réservation woo leen seen agent de voyage wala ngeen woo 1-800-344 6726 1-800-344-6726 wala ngeen dem seen website www.royalairmaroc.com Royal Air Maroc daal fa la Afrique tàmbalee. BHS bu New York nee na yéen ñi jóge Saalum déglu leen mu wax leen lu neex a neex léegi am na agence am mi ngi nekk ci adresse bi ci Kaolack loo 48 quartier Léona numéro téléphone 33 938 47 00 léegi ngeen xam ne képp ku ngeen di yónnee Kaolack xaalisam mën naa dem ci BHS bi nekk ci Léona loo numéro 48 ca loo numéro 48 ba bu leen ko fàtte itam xam ngeen ne fan yi fi ngeen di yónnee xaalis Sénégal yépp dafay bari compagnie yoo xam ne bu ngeen fa yónnee seen xaalis dañu leen di wax naan courant bi dafa coupé amuñu fi mu nekk réseau bu baax ak mënuñoo génne xaalis bi ngay di dem ak di dikk ñu di leen xamal ne BHS New York moom dafa am ay bureau boppam yoo xam ne boo fa demee courant bu coupé bu ñàkk a coupé ñoo ci yem daañu la fay sa xaalis ci saase ñu di leen xamal ne itam bu fekkee da ngeen a bëgg a yónnee xaalis Sénégal ñu dugal leen ko ci compte banque dem leen ci BHS dana yónnee seen xaalis bu fekkee da ngeen a bëgg a yónnee seen famille itam dana mën a yónnee seen xaalis bu ngeen ci bëggee xam lu gën a leer man ngeen a woote ci BHS New York 212 447 12 00 wala ci yeneen adresse yi ngeen tàmmoon. jërëjëf Pape jërëjëf mbokki déglukat yi jërëjëf Fallou Dieng mbokk yi bi ñu dellu seewaatee nag dañuy dugguwaat nag di yoon ci wax joo xam ne ji président de la république wax na ko jébbal ko mbokk yi wala jébbal ko waa réew mi bi nga xam ne at mi jeex na ba ñuy duggaat ci beneen at Pape loolu lu ci président wax. waaw Ousmane ni nga ko waxee noonu la amee mën nañoo dikk rek ci pàcc bu njëkk bi président Macky Sall bokk na ci li nga xam ne ni wax na ko jëm na ci mbirum électrification ak hydraulique maanaam daal mbiri courant bi ak ndox bi ndax tey jii mi ngi jàpp naan jëm ci mbiri courant bi li nga xamee ne bi moom la ñuy def ci dëkk ba ñuy wax Taïba Ndiaye foofu war nañoo mën a jural lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay mégawatt loolu nag dafa nekk ci li ñu naan phase test bu ñu ko doxalee nag ba nga li nga xam ne ni ñu ngi ko ci doon séentu ñu gis ko ci danañu mën a jàpp nag ci ni nga xamee ne bi noonu la ñu koy yaatalee loolu war a mën a dem fekki nag programme bu jàmp bi nga xamee ne bi dafa jëm ci wàllu électrification rurale te ñu dugal ci lu toll ci fukk ak juróom-ñetti milliards ci suñu koppar jëm ci mbiru ndox mi tey jii ñu ngi wax naan war nañu taxawal lu toll ci ñetti téeméeri forage loolu juróomi téeméeri dëkk ak juróom fukk ak ñaar war cee mën a jële ndox mais li nga xam ne bi tey moom moo gën a jàmp bokk na ci lu yitteel
mbirum ndox ci Ndakaaru parce que Ndakaaru ndox mi dafa yomb coupé jafe-jafe dafay am toujours ñu di ko jiiñante SDE naan Senelec moo indiwul courant bi Senelec naan SDE nañu def li leen wax fi mu nekk ni tey jàpp nañu ne rek am na programme boo xam ne ni ginnaaw forage yi ma la doon limal léegi am na beneen programme boo xam ne ni dañ ko bëgg a taxawal mu jëm ci wàllu hydraulique urbain bu boobaa nag danañu mën a fexe ba li nga xamee ne bii moo di ndox mi ci Dakar dootu fa manqué wala dootu fa am jafe-jafe Ousmane benn tombango. waaw beneen tomb bi ñuy dugg de mooy dafa mel ni Macky Sall itam def moom ak président de la République ndax dafa am seen diggante boo xam ne bii dañoo wax ni li nga xam ne moom la économie bi yokku président ak ministre am jubóowuñu ci. waaw loolu day dafa fekk mu jëm rek ci wàllu taux de croissance bi parce que jëwriñ ji nga xamee ne bii moom mooy Amadou Ba di jëwriñ ji ñu dénk mbirum nafay réew mi moom jamono yële bi nga xamee ne bii ñu ngi wax ci wàllu loi rectificative des finances bi moom dafa waxoon ne croissance su réew mi maanaam benn façon natt boo xam ne nii ñi seen xam-xam màcc jëm ci koom dañu koy natt mi ngi wax naan moom Amadou Ba loolu mi ngi toll ci 4,9% ren jii. ndax nag li ko indi mooy ni ñu doxalee budget bi ak yeneeni mbir yoo xam ne dafa yokk daal jëm ci mbir yooyu rawatina ni nga xam ne bii croissance bi ñu ngi ko natt ci juróom-ñeenti weer yi nga xam ne bii ñoo nekk ci weeru ci atum 2014 bi ñu génn loolu moo tax mu ne croissance bi yegg na ci 4,9%. Président Macky Sall nag moom bi muy def discours am jagleel ko askanu au Sénégal moom dafa wax ne la ka dalee atum 2005 ba fi ñu toll nii tey ci njeexteel atum 2014 gis nañu ne croissance bi ni mu doxee gulee ñu yegg ci li nga xam ne bii moom moo di 4,5%. xam nga booy seet kon Ousmane dafay mel ni seen wuute ñoom ñaar mi ngi toll ci 0,5% mais ci wàllu koom-koom jëm ci mbirum économie 0,5% dafa am importance bu jéggi dayoo ndax booy xool même réew bu demee ni France ñi ngi wax naan croissance am ñu ngi koy natt xëy na ci booru ay 0,5% nga gis ne kon 0,5% boobu bu ñu ko xeeb naan mbaa du loolu rek loolu ci wàllu économie dafa nekk loo xam ne ni dafa am solo trop bokk ci tamit leneen loo xam ne ni Macky Sall wax na ko jëm ci mbirum koppar mi ngi wax naan bourse familiale yi ci atum 2015 bi ñu dugg danañ ci yokk ñaar fukki milliards yooyu dana mën a jëriñ lu toll ci téeméeri junni famille fekk si nag téeméeri junni yi nga xam ne bi moom la ñu jàppale woon daaw kon ñu gis ne rek kon bourse familiale yooyu nga xam ne dañ koy yëkkati di ko dimbalee ay néew ju doole pour ñoom tamit ñu mën a gis seen bopp ci doxinu réew mi dana yegg kon atum ren ji ci ñaari téeméeri junni famille yoo xam ne Ousmane président dina leen jàppale. waaw jërëjëf Pape njaatigeel réew mi itam yemul foofu de dafa mel ni wax na ak waa réew mi ci jikko yi nga xam ni moom la waa réew mi yor ci jamono ji. waaw wax na ci jikko yi de parce que mi ngi wax naan nañu bàyyi xel suñu bopp parce que nit ku nekk boo wéetee rek na nga xool sa bopp boobu mooy yow ana lan nga def wala lan nga nar wala lan nga mën a indil réew mi te itamit loolu dafay fekk démb ak bërki démb jikko yi nga xam ne bii moom la nit ñu baax ñi yoroon maanaam gudd gàtt daal dañu wax ne réew mënul développé wu bu fekkee ne bii nit ñi ci seen bopp seeni jikko jagul wala bu fekkee ne ni nit ñi seen bopp gisuñu seen bopp ci loolu nga xam ne ni mooy développement réew mi mais yokkaat nañ ci leneen aussi Ousmane jëm ci mbirum éducation nationale maanaam njàng mi parce que jàpp na ne moom président de la République njàng mi war nañu ko mën a toppatoo boo xam ne ni loolu mooy tax réew mi mën a dox ndax ëllëgi réew mi ci ndaw yi la nekk te ndaw yi il faut que ñu amum njàng pour mën a doxal li nga xam ne bii moom mooy doon seen cëriñ ëllëg ci réew mi ndax président mi ngi wax sax naan même dana am ñaareelu université bu Dakar danañu ko tabax ci atum 2015 bi loolu ñu ngi ko nar a door ci 19 fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier université bi nga xam ne bii ñu ngi ko jàpp amal ca Kaolack moom danañu door liggéey bi ci weeru février ci atum 2015 bi ba tey mu fekki nag ñaar téeméeri école yu ndawaan yi nga xam ne ni jot nañu ko tabax ak itamit ñaar fukki collège yi nga xam ne bi tabax nañ leen ci atum 2014 ak tamit li nga xam ne ni defaraat nañu lycée Mariama ba nekk ca Gorée te foofu xale jigéen yi di fa jàngee ñi nga xam ne ni dañoo mën a jàng macha allah kaar ak itamit lycée Ahmed Fall ba nekk ca Ndar nga xam ne ni danañu ko defaraat nañu ko moom tamit
loolu li ànd ak campus universitaire yi nga xam ne nii war nañ ko tabax ci Diourbel Kaffrine Toubacouta ak i tamit Fatick ak ñaareelu université bi nga xam ne nii war nañ ko tabax ca Dakar te ma doon ko wax léegi ñu jàpp ne rek Ousmane président de la République naal na ay naal yoo xam ne yi ci atum 2015 bi la ñu ko war a motal waaye nag am na ñenn ñoo xam ne nii ñu ngi commencé di wax naan président de la République dafa teggi loxoom ci yenn point yoo xam ne nii xëy na coow lay indi moo tax waxu ci lu demee ni ki mbirum pétrole bi nga xam ne nii ñu ngi naan gis nañu ko te pétrole boobu moom président de la République jàpp ne dina tax Sénégal dugg ci réew yi nga xam ne nii ñoom dañuy defar pétrole kon loolu am na solo waroon nañ cee wax jëm ci mbiru liggéeyu ndaw yi tamit emploi des jeunes nee nañu président waxu ci te pourtant day banque bi ñuy wax BAD banque africaine de développement jël na lu toll ci fukki milliards ak juróom-ñett ci suñu xaalis dugal ko ci nee nañu président de la République waroon na mën a wax tamit lu demee ni ki pôle de développement bi nga xam ne nii dañ ko bëgg a def Casamance te foofu ñaar fukki milliards war caa dugg waxuñu ci mais tamit ñu ngi naan xeex bi ñuy xeex guerre ak yu ni mel président de la République waxu ci waaye nag bon ñi ànd ak moom ñu ngi naan président wax na wax ju am solo te it mënul wax lépp mais ñenn ñi ñu ngi wax daal naan yooyu nga xam ne ni président waxu ci nekk na loo xam ne nii ñu ngi ko ci doon xaar rawatina mbiru pétrole bi nga xam ne bi dañu cay tudd rakkam di Alioune Sall ak mbiru Petrotim Ousmane. jërëjëf Pape ci loolu ci leeral boobu waaye du moom dong moo wax ak waa réew mi dafa mel ni président Wade fee mu nekk ci France itam wax na ak waa réew mi de Pape. waaw président Ablaye Wade day moom itamit yëkkati na kàddu ndax jàpp na ne atum 2015 mi dañuy ñaan mu nekk at moo xam ne nii sénégalais yi dinañu génn ci jafe-jafe yi ñu nekk ndax président Ablaye Wade moom mi ngi wax naan tey jii am na ñoo xam ne nii mënatuñoo lekk ba suur wax na itamit lu jëm ci mbiru liggéeyi ndaw yi nga xam ne bii nee na jaaxle ak tumranke weesuwul ñàkkum xëy bëgg xëy mu tëla te tamit loolu war nañu cee wax mais dellu si na tamit moom président Ablaye Wade ci li nga xam ne ni jàpp na ne atum 2015 bi dina nekk at moo xam ne ni dina bari yëngatu jëm ci mbirum politique ndax jàpp na ne moom mbiru élection présidentielle war nañu ko mën a def ci atum 2015 bi te itamit dellu si na ci ñaax ñi nga xam ne bi moo di waa parti démocratique sénégalais di partem ndax nee na parti démocratique sénégalais PDS tey amagul benn candidat boo xam ne ni moom moo nar a samp ndënd gàddu raaya parti bi nga xam ne bi moo di parti démocratique sénégalais jëm ci élection yi nga xam ne ni moom la ñu dëgmal nee na nag militants yi kon nañu bàyyi xel boo xamee ne bi parti bi jàpp na ne diw mooy candidat am bu boobaa na ñëpp man ko def wenn say nekk ci ginnaawam pour jàppale ko ndax président Ablaye Wade mi ngi ciy yokk nag naan jàpp nañ ne danañu amal congrès parti démocratique sénégalais juróom-ñetti fan ci weeru août xam nga loolu nag kon du suba du gannaaw suba ndax août mooy juróom-ñetteelu weer wi nga xam ne bi moom moo nekk ci at mi ndax boo ne janvier février mars avril mai juin juillet muy juróom-ñaari weer août nga cay teg mu nekk juróom-ñetteelu weer bi kon loolu Ousmane danañu am temps wu dellu si waat ci. jërëjëf xam naa dana am temps ci dellu si waat ci kon xam naa dañuy jàll ci leneen ndax li ñuy jàll nag Pape mooy. ARMP dafa mel ni dafa gis ay lënt ci ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon yor ministère yi mën nañ ci lim ko mel ni Mbaye Ndiaye bi fi nekkoon ministre de l'intérieur moom de bañ ko lëñtoo Pape am na lu xew de. waaw am na lu xew Ousmane parce que ARMP il faut que ñu wax ne mooy kuréel gi nga xam ne ni moom la ñu taxawal ci réew mi pour muy lëñbët ak lu liñatu ak di gëstu marché public yi ni nga xam ne bi noonu la ñu koy doxalee est-ce que jaar na yoon wala déet ñoom nag dañu dut Mbaye Ndiaye baaraam Mbaye Ndiaye jamono yi nga xam ne ni moom moo nekkoon ministre de l'intérieur ci premier gouvernement bu Macky Sall ndax moom gis nañu ne ci wàllu marché yi lu toll ci juróom fukki marché ak benn ministère de l'intérieur te yooyu jamono doxal na ko te amul benn marché boo xam ne nii jaar na ci yoon ndax marché yi dañuy wax ne bu ñuy def li ñu naan marché public da ngay def appel d'offre maanaam wax ci rajo bi wax ci télé yi génne ci journaux yi ne bëgg nañu liggéey sàngam nii ak nii ak nii lay demee bëgg nañu xam ñen ñooy ñëw pour defal ñu liggéey boobu bu ko defee ñi nga xam ne nii ñoom la yitteel ñu daal di soumissionné bu ñuy soumissionné dañuy dem jël dossier appel d'offre bi daal di bind li nga xam ne bi liggéey bi ñu bëgg ñoom nii ak nii ak nii la ñu koy defalee danañ ko def nii ak nii nangam ci xaalis la leen di jural bu ko defee nag commission dépouillement bi ñoom ñooy daje daal di génne appel d'offre yooyu yëpp ubbi enveloppe bi daal di koy xool nag benn par benn ba tànn ci kenn ne kii la ñuy jox marché bi moom moo ñu koy liggéeyal ñu ne nag ministère de l'intérieur jamono ya fa Mbaye Ndiaye di nekk
doonu loon doxalee noonu looloo tax tey ñu épinglé ko ci juróom fukki marché ak benn yoo xam ne ni marché yaa ma neex la rek nañu ko doxalee te gis nañu ne yóbbu na ci xaalis lu jege ñeenti milliards ci suñu xaalis ndax ñu ngi naan toll na ci ñetti milliards yu teg juróom-ñeenti téeméeri millions ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci suñu koppar ñu ne nag loolu li leen ci gën a tey seen xel mooy dañu gis ne même marché yooyu bi ñu koy signé ak gars yi dugaluñu ci clause bi nga xam ne nii moom moo tax ki gagné marché bi dafay daldi dañuy mën a teg bët ci li nga xam ne bii moom lay liggéey rawatina tamit njëg yi nga xam ne ni moom la wax ne moom la ciy dugal ñu mun koy contrôler te itamit dugaluñu ci woon loo xam ne nii dafay indi clause contrôle boobu mais Ousmane dem nañu ba gis sax ne am na benn marché boo xam ne wala boog nee nañu dugal nañu juróom-ñett fukki millions ak juróom-ñaar ci loo xam ne nii jënd ay saakuy suuf la rek looloo xam naa ne ca jamonoy mbënd ma la woon muy lu doy waar. ah loolu de doy naa waar waaye dafa mel ni ministère bi nga xam ne moo yoroon mbirum acte gi de te soxna si ñuy wax Mimi Touré yoroon ko moom itam mucc ci départ. waaw mucc ci parce que xam nga Mimi Touré laataa muy nekk premier ministre ministère de la justice la ñu ko dénkoon mais foofa dañu gis ne itamit doxal na fa noo xam ne nii daal dëppoowul ak yoon rawatina bi nga xam ne ni dafa jël lu toll ci fukki millions ak ñeent dugal ko ci benn séminaire boo xam ne nii nee nañ boobu CREI di tribunal bi nga xam ne tey jii moom mooy atte Karim Wade ñu ne CREI booba ca jamono na mu doon doxee la ñu doon def séminaire pour tàggat ñi nga xam ne bi ñoom ñoo ciy nekk ak yu ni mel dañu ne nag ministre bi jamono yooyee di Aminata Touré ba muy doxal loolu na mu ko doxalee dafa woro ak ni nga xam ne bi noonu la waroon a doxee parce que dañuy wax naan lu ni mel boo koy def il faut ki nga ko sant génnee ay documents yoo xam ne yi loolu documents yooyu mooy wane ne ci wàllu yoon moom capable na am na man-man bu toll ni war naa mën a ñëw soumissionner pour bokk ci appel d'offre boobu loolu nag wute ak li nga xam ne ni moom la article 44 ak article 78 bu code des marchés Aminata Touré sàmmontewul ak loolu jamono ya mu koy def te pourtant moom mooy jëwriñ ji nga xam ni yoon kon kuy doxal ku ne lu war a leer wala lu war a tegu ci yoon moom moo ci waroon a jiitu Ousmane. waaw jërëjëf waaye xam nga ni lu ñu leen jaaree itam am na koo xam ne kii mooy njaat ndax bu ñuy wax loolu ñi nga xam ne yoroon nañ xaalis bi itam dañoo laal nañ leen ci kooku ñuy wax monsieur moom yoroon na fi ministre bu xaalis bi de. waaw Amadou Kane xam nga am na jamono moom moo yoroon nafay réew mi laata ñu koy moom tamit dañu wax ne bi nga xam ne bii booba moom moo doon doxal nekk ministre des finances li mu jàllalee ci ay marché li xawul mu toll rawatina jamono yi nga xam ne ni dañu ne dafa am ay hauts fonctionnaires wala même ki nga xam ne bii ci jamono yooyu ñu génn moom moo fi nekkoon njiitu directeur général de douane laataa ñu koy remplacer dañu wax ne ba ñu leen di jëndal ay mobilier yu demee ni ay mobilier de bureau ay fauteuil ki chaise ak yu ni mel nee nañu mbir mi teguñu ko ci yoon na nga xam ne bi noonu la waroon doxalee wuñu ko ci yoon rawatina bi nga xam ne bi nag ñu ngi wax naan gis nañu tamit lu toll ci ay lu ëpp ñaar téeméeri millions yoo xam ne ni dañu ko dugal ci li ñu naan ay 64 gigas pour foo xam ne nii dañu fay denc ay données ak yu ni mel rawatina feneen foo ñuy wax naan benn baie de stockage bu ñu dugal tamit lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukki millions ak ñeent foofu tamit ñu ne daal ministre des finances ci yooyee jamono ni ñu doxalee dëppoowul ak sart rawatina bi nga xam ne bii nag ñoom ñoo yore nafay réew mi te lu ñuy doxal lu ne Ousmane dañu ko war a teg ci yoon. dañ ko war a teg ci yoon waaye itam yëpp yemul foofu de des na beneen de LONASE mi nga xam ne moo yor mbirum loterie mi ci réew mi itam de moom dugg nañ ci. ba ñoom itamit tudd nañ leen ci Ousmane ndax foofee ñoom dañu jàpp sax ne ñoom nag ci seen gundaandaat wala seen ndaataatalax la ñu nekkoon parce que ay lim bu kenn xamul nu mu toll ci ay millions ay téeméeri millions la ñu dugal ci ay marché yoo xam ne la ca gën a yéeme sax mooy dañuy wax naan tey jii marché yooyu dafa nul ndax ñàkk a sàmmonte ak li nga xam ne bii moom mooy décret bi ñuy wax 1048 2011 nga xam ne ni moom mooy doxal kotu marché public yi ndax bu ñu ko xaymaa topp ko ba ca biir dañu gis ne même marché yooyu ni mu doxee moo jaarul yoon parce que ki nga xam ne bii mooy kilifa gi ko waroon a approuvé pour marché bi doog a mën a dox nee nañu kilifa googu approuvé ko woon kon tey jii dañuy wax naan marché yooyu sax ci yoon waruñu ko tuddee marché parce que dafa nekk ay marché yu nul mais terewul dugal nañu fa lim boo xam ne ni lim bu takku la ci ay téeméeri millions nga gis ne rek Ousmane gars yi dëgg yàlla bu fekkee ne bii ñu ngi doon xarab nguuru Ablaye Wade ci def marché yaama neex taf yëngal ñii nga xam ne bii ñoom la ñu fi duut baaraam yépp
ci gouvernement Macky Sall le premier gouvernement wu Macky Sall ñoom la ñu wax ne ni ñu doxalee moo dëppawul ak yoon ba tax am na ñoo xam ne ni sax dañu daan wax naan rapport bi waroon na génn laataa ñu doon amal francophonie bi ñu mujj ko dàqandi jañax ko puus ko ginnaaw ñu ne xëy na lu mel ni la ñu doon bañ mu feeñ ci jamono ji nga xam ne bi waroon nañu fee amal francophonie bi te booba kon ay njiitu réew ak ay kilifa bàyyeekoo nañu fu ne ci àddina bi ñëw bu ñu tombe woon ak coow li xëy na mën naa gàkkal li nga xam ne bi mooy doxalu Macky Sall ñenn ñu bari ñu ngi wax naan tey jii est-ce que du loolu moo tax sax ñu puus rapport ba ci jamono yi ñu soog koy génne Ousmane. waaw Pape jërëjëf ci loolu bala ñoo àggal loolu da nga ñuy may tuuti rek ñu dem yëgle ji ay aajo si dellu si waat ci yow. demal te ñëw Ousmane. saa yu ngeen waxee Royal Air Maroc lan mooy seen soxla da ciy taxaw ba ngeen ne yokk leen ko def leen ne léegi vol yi danaa leen ko defal ba mu nekk 27 yuy dem ci Afrique fu baree bari Royal Air Maroc yemul rek ci Afrique ndaxte 1500 vol lay am ay bis gu nekk juróom-ñett fukki réew ci àdduna bi lay dem Royal Air Maroc li mu leen di jaayee ay biyam du ngeen gis daanaka kenn ku leen ko mën a jaayee lu yombe noonu te itam nag ni mu leen di yombalale seen voyage kenn du leen ko defal ña ngeen fay fekk seen i bokk lañu xam seen aada xam seen cosaan xam li ngeen bëgg ak li ngeen di bañ bu ngeen fa demee da ngeen xam ne fii seen kërug bopp lay doon Royal Air Maroc bu ngeen ci bëggee xam lu gën a leer wala ngeen bëgg a def seen réservation woo leen seen agent de voyage wala ngeen woo 1-800-344 6726 1-800-344-6726 wala ngeen dem seen website www.royalairmaroc.com Royal Air Maroc daal fa la Afrique tàmbali. képp ku yaakaar ne expérience am na lu ko mën a wuutu boobu da ngaa demagul Africa Travel Management boo demee Africa Travel Management ba fekk fa Cheikh Diwane Sylla ak expert ya mu àndal da nga xam ne agence boobu rek moo lay wax ne la avion boo bëgg a demee ak fu mu mën a jëm muy South Africa Delta Royal Air Maroc njëg yi gën a yomb ñoo la koy wax la avion bi ngay demee Africa Travel Management mi ngi nekk fii ci New York 515 Madison Avenue ca 9th floor ba ci corner 53rd Street bu dee ca Sénégal ma nga nekk ca West Foire ci VDN bi immeuble numéro 147 ca premier étage ba ci Dakar Yoff bu la neexee mën ngaa woote fii ci New York 212-481-3850 wala ca Ndakaaru 221-33-820-6042 wala sax li gën a yomb mën ngaa dugg ci seen website www.myafricatravelonline.com. jërëjëf mbokk yi déglukat yi ba léegi yéen a ngi déglu African Time ci WP80 9:30 fii ci New York ba léegi yéen a ngi déglu xabaar yi ak faram-fàcce gi ci African Time comme ça bu ñu dellu see dañuy dikkaat ci loolu ñu doon wax mbirum xaalis ndax xam nga ni Nafissatou Ngom mi nga xam ne moo jiite OFNAC dafa joxoñ ay ministre ni ñoom de bëgg noo ñëw ci li ñuy wax déclaration patrimoine ab leeral nañu loolu. waaw Nafi Ngom Keïta Ousmane ni nga ko waxee moom moo jiite OFNAC di kuréel goo xam ne ni dañu ko fi teg pour mu leeral maanaam benn luubal du am ci ni nga xam ne bi noonu la ñuy doxale ndax président Macky Sall moom ci boppam moo wax ne képp koo xam ne nii dañu laa dénk alalu mbooloo maanaam koppar yooyu doxal te koppar yooyu ëpp mbaa mu toll ci milliards ci suñu koppar yow war ngaa def déclaration de patrimoine bu ko defee ñu xam sa am nu mu toll ëllëg ak si biir boo demee ba ñu jëlee loolu ci sa loxo ñu gëstuwaat sa am xool ba xam ndax alal dañ la dénkoon luubaloo ci wala déet loolu nag président Macky Sall sàkk woon ci ministre yi ñu def ko balaa ndeetal balaa at mi ñu génn di jeex maanaam lu mu sore fanweeri fan ak benn ci weeru décembre 2014 waroon nañ ko def fi mu nekk nii gis nañu ne dugg nañu ci 2015 mais am na ci ministre yoo xam ne ba tey ñoom ñu ngi diri tànk sawaruñu daal dem ci mbir moomu am na ñenn ñoo xam ne nii dañuy wax naan Nafi Ngom Keïta kuréel gi mu jiite am na ci ñu ci nekk ñoo xam ne nii ñu ngi leen tuumaal sax naan mos nañoo am jafe-jafe ak yoon kon ñooñu waruñoo mën a saytu mbaa ñuy liñ bët seeni mbir am na ñuy wax naan Nafi Ngom Keïta tey jii wóoluwuñu ko parce que gis nañu ni nga xam ne bi noonu la doxale woon ci histoire chantier Thiès yi ba ñu fiy tuumaal Idriss Seck ak yu ni mel mais loo ci mën a dégg tey jii Ousmane
mooy Nafi Ngom Keïta fi mu nekk président de la République moom moo ko fa teg moom président de la République moo waxoon ne nañu def déclaration de patrimoine yi laataa at mi di jeex li ñu nemmeeku gis ko daal mooy fi ñu toll nii tey am na ci ministre yu bari yoo xam ne yi demuñu defi li nga xam ne bi moo di déclaration de patrimoine ba tax na nag tey fi mu nekk nii laaj bi nga xam ne bii moom mooy laaj bi taxaw tey mooy comme président Macky Sall moo santaane woon ñu daal di teggi li nga xam ne bii moo di santaaneem moom tey nan lay doxale jëm ci ñooñu nga xam ne doxaluñu santaane bi nga xam ne ni santaane woon na ko Ousmane nag loolu duñ ci sore li wolof wax rek moo ci nekk li ci kanam raw li gën nañu xool ba xam yëf yi fan lay mujj. waaye jërëjëf Pape ci loolu dafa mel ni itam président yemul foofu ndax dem na fële ci pencum réew ma lii ñuy wax nag finance loi de finance de rectificative dafa mel ni am na xaalis bu bari bu nu amaat bu nu xam ne bi sànni war nañ ko ci réew mi loolu Pape leeralal mu ko. waaw loi rectificative de finance boo ko déggee rek Ousmane dafay fekk ne dafa am xaalis boo xam ne ni dañu ko indi bokkuloon ci budget bi ñu jàppoon xaalis boobu ñëw nag pour mu duggaat ci comme budget pencum ndaw réew mi assemblée nationale ñoom ñoo koy valider mu soog a nekk loolu moo tax nag ñu daal di yóbbuwaat mbir mi assemblée nationale pour ñu def ko maanaam ci gàttal rek budget bi dafa yokk lu toll ci fanweeri milliards ak juróom-ñett yu teg ñeenti téeméeri millions ndax booy xool ñu ngi ko jàppoon ca ndoorte la ci ñaari junniy milliards yu teg juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom yu teg juróom-ñeenti téeméeri millions léegi nag ñu daal di koy yóbbu ba ci ñaari junniy milliards yu teg juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci milliards topp ci ñetti téeméeri millions ak fukk ak juróom-ñaar ñu gis kon ne yokk bi mi ngi toll ci juróom-ñett fanweeri milliards ak juróom-ñett yu teg ñeenti téeméeri millions loolu nag ñu ne tey jii booy xool am na fukki secteur ak ñaar yoo xam ne dañu jàpp ne mooy lu ñu naan ay secteur prioritaire bokk ci mbirum liggéeyu ndaw yi loolu ANPJ moom moo koy toppatoo ak loo xam ne ni dañ ko naal mu nar a jëm ci mbirum mbéy mi ñu di ko wax Prodac waaye tamit nee nañu il faut ñu dugal ci loo xam ne ni dafay jëm lu demee ni ki wàllu setal gi am na loo xam ne ni danañu ko yóbbu ci wàllu centre des œuvres universitaires yi am na loo xam ne ni danañu ko ci dugal mu jëm ci mbirum fay bor yi nga xam ne bi moom la l'hôpital yi wéyee te bor yooyu fi mu nekk nii moo bëgg tukkal àddina jëm ci mbirum hôpital yi ndax bokk na ci li nga xam ne ni sax dañu naan la fi Abdoulaye Wade indi woon muy plan Sésame tey jafe-jafe yooyu la ak itamit jàppale boo xam ne ni bëgg nañu ko jàppale ñi nga xam ne bii moo di sàmmkat yi waaye tamit gis nañu ne daal am na ci loo xam ne ni danañu ko yóbbu ci mbirum armée foofu ñu ngi wax naan dana toll ci juróomi milliards yoo xam ne yi dañu koy doxalaatee jëm noonu bàyyi wuñ sax itamit Ousmane li nga xam ne bi mooy Coupe d'Afrique bi ñu nar a amal ci weeru janvier 8 Sénégal bokk ci Coupe d'Afrique bi di am fële nga xam ne bi moom moo di Guinée équatoriale mais fi mu nekk nii loolu maa ngi la koy wax sànq donc nee nañu armée dana ci am bokk ci loo xam ne ni hélicoptères yi la ñu koy réparer yooyu ak loo xam ne ni artillerie la ñu koy dénk maa ngi la koy wax naan muy toll ci ay affaire juróomi milliards ñu ngi wax naan danañu fayal bor tamit lu demee ni ki ay SICAP ñaari milliards wala King Fahd ñaari milliards dégg nga ma ak i tamit loo xam ne ni dana dem ci wàllu éducation nationale loolu tuddoon nañu ko fi ci bourse yi nga xam ne bi moom lay doon fukki milliards ak ñett ñaari milliards yoo xam ne ci wàllu CROUS yi mooy centre des œuvres universitaires yi nekk ci diwaan yi ak COUD bi nga xam ne bi moom moo nekk ci Dakar loolu yëpp la ñu wax mboole seen moom mooy toll Ousmane ci fanweeri milliards ak juróom-ñett yu teg ñeenti téeméeri millions waaye budget comme dafa nekk loo xam ne toujours assemblée nationale moom moo koy valider moo tax ñu yóbbuwaat ko fa bi yoon yëf yi nag kon féetee na boor doxal rek moo ci topp. jërëjëf Pape ci loolu dafa mel ni daal milliards yi daal bari na waaye kii ñuy bëgg a wax de moom itam milliards yee ko yóbbee li ko daal ndax Karim Wade ci la ñuy dugg dafa mel ni la mu doon laaj may ñu ko ba nee na day yóbbu yëf yi ba cour suprême tax moom Pape loolu lu mu demee. waaw xam nga dafa dugaloon liberté provisoire maanaam doon ñaan bàyyib nëgandiku pour ñu bàyyi ko nag mu mën a dem seen kër saa yi bu ñu ko soxlaa ci wàllu atte bi woo ko mu ñëw taxaw ñu atte ko loolu fa mu ko doon ñaanee foofu la parquet bañoon te booy fàttaliku Ousmane émission ba la ñu génn ñu ngi doon wax naan liberté provisoire moom bu parquet bañee ñaare du sotti
loolu tamit moo tax président bi dal na koy sax nag far gàntal bokk na ci li nga xam ne bii moo tax ñu gàntal ko nee nañu tey bàyyi Karim Wade mu génn mën na indi li ñuy wax ci wàllu yoon trouble à l'ordre public te tamit mën na indi yeneen i xeeti jafe-jafe yi yoo xam ne daal moo tax gudd gàtt Ousmane Karim dañu ko lankal loolu mu doon ñaan moom ak Pape Mamadou Pouye kon danañu continuer des ci kaso bi donte nag seeni avocat ñu ngi doon wax naan li ñu def ci kaso bi bari na lool waroon nañ leen mën a bàyyi ñu dem mais tamit ñu ngi doon tontu procureur naan koo xam ne nii xëy na li ñu koy tuumaal bu ñu nee moo ko def mën nañoo gàll cim ndoddam ba ci fukki ati kaso kon at ak genn wàll boo xam ne nii moom la defagum ci kaso bi loolu waruñ fee nekk di ko bariloo donte moom Karim jàpp na ne li mu fi def bari na Pape Mamadou Pouye jàpp na ne li mu fi def bari na ndax mi ngi wax naan ñaari nawet ñaari tabaski ñaari korité ñaari fin d'année yoo xam ne yi fekk na ko ci kaso bi waaye gis nga mujj nañ leen a gàntalal bàyyi nëgandiku boobu Ousmane. waaw Pape Barakal mi itam moom de woowoon nañ ko ci mbirum muy témoigner ci mbirum Bourgi ak ay Souleymane Sy yu demee noonu ci mbirum Karim Wade mi. waaw Baratal moom dañu ko woowoon pour mu ñëw indi ab seedeem maanaam indi ay leeral ci loo xam ne ni doon nañu ko ci wax rawatina société bi nga xam ne ni moom la ñuy wax société Dalia SA ndax société Dalia SA boobu moom Baratal wax na sax ne actionnaire la ci moo nekk tamit ki nga xam ne ni moom mooy président conseil d'administration bi te nee na société boobu ñu ngi ko taxawaloon ci atum 2004 mu waroon a lijjanti nag mbirum te suuf soo xam ne ni dañu jàppoon ne toll na ci fanweeri junni ak ñett ci ay mètres carrés mais ñu tuddoon leen ci daal moom Karim Bibo Bourgi ak Baratal ci boppam ndax nee nañ ca yooyee jamono dañu gisoon ne géej gi comme at mu jot géej gi dafay nangu suuf si fii ci diwaanu Dakar ak i tamit doon ko def ca diwaanu Popenguine fi nga xam ne nii fa la résidence secondaire u président de la République nekk te yooyee jamono Ablaye Wade moo nekkoon président de la République ci la ñu waxoon nag Baratal na xool daal comme moom xam-xamam dafa màcc jëm ci loolu nu ñu mën a def daal ba géej gi dootul avancé maanaam ñu defar loo xam ne ni ñu ngi koy wax ci tubaab dig loolu ba nga xam ne bii nag dañu koy defar ñu ne te moom Baratal jàpp ne waroon nañ ko fay lu toll ci milliard bu teg juróomi téeméeri million ci la ñu waxoon nag ne kon léegi terrain boobu daal dañu ko ciy dugal mu bokk ci ba finalement terrain bi ñu ne woon dañu koy séddoo kon moom Baratal Karim Wade ak Bibo Bourgi Bibo Bourgi nag nee na ci ginnaaw gi la ko Karim Wade présenté ki nga xamee ne bii moom moo di Bibo Bourgi Souleymane Sy moom nga xam ne nii moo nee nañu moom moo waroon a jiite société boobu moom mi ngi doon wax naan xamuloon Karim Wade mais ki nga xamee ne bii moo di Baratal mi ngi naan ahankay ndax Souleymane Sy moom moo doon représenté yooyu jamono Karim Wade ak Bibo Bourgi laaj nañu it Baratal ba xam tey ndax xam na Pape Mamadou Pouye nee na Karim Wade moo ko présenté woon ki nga xam ne nii moo di Pape Mamadou Pouye te yooyee jamono sax am na benn daje boo xam ne ni ñu ngi ko doon def te booba Souleymane Ndéné Ndiaye mi fi nekkoon premier ministre moom moo jiite woon daje boobu fi mu nekk ni nag coow li jàpp na kaw jàpp suuf ndax même Baratal bi ñu ko laajee jëm ci mbiru société bi moom li mu xam nee na mooy société Dalia bi nga xam ne nii siège social bi ca këram la nekkoon mais bu ñu fi nekkee tey di wax waxu société Dalia boo xam ne dafa am siège social ci corniche bi wala dafa am siège social feneen moom nee na Baratal nee na yooyu daf cee dal di umpale parce que moom li mu ci xam mooy daal siège social ba nekkoon këram loo ci mën a dégg mooy Ousmane procès bi ñii bu ñu ñëwee wax lii ñee bu ñu ñëwee wax leneen ñun nañu topp rek ba xam ca cëppaandaw la buñ ca yeggee ana lan la attekat yi nga xam ne ni ñoom la ñu dénk dossier bi pour ñu leeral ko lijjanti ko lan la ñu ciy wax bu boobaa loolu la ñuy mën a téye mais fi mu nekk nii tegante tuuma bi ak weddente bi moom mi ngi mel ni tuq su bën waaw Pape laaj bi kay mooy mbirum Karim Wade Baratal Bourgi wala Souleymane Sy lan moo ci taxoon mbir président Henri Grégoire Diop di waxante ak avocat bi ñuy wax Seydou Diagne. waaw diggante président tribunal bi de cour bi muy Henri Grégoire Diop ak avocat bi ñu naan Seydou Diagne ñoom xuloo nañu fa xuloo bu tàng jër ba seeni dënn tàng daanaka tegante dënn moo ca desoon ndax du lenn budul li nga xamee ne bii nag avocat bi ñu naan Seydou Diagne dafa wax ci waxtu woo xamee ne bii ñu ngi doon laaj benn seede bu ñuy wax Cheikh Tidiane Ndiaye ne
moom avocat bi ne Cheikh Tidiane Ndiaye boo gisee muy jéem a dugal Karim Wade dafa fekk ne waa CREI dañu ko neexal wala dañu ko fay lu toll ci 3 millions ci suñu koppar pour mu sosal ki nga xamee ne bi moom moo di Karim Wade loolu nag mooy li nga xamee ne bi président Henri Grégoire Diop déggeewu ko jàmm moom itamit mer ci ba fut bay wax sax naan nañu ko bind ci li nga xamee ne bi moom moo di plumitif bi parce que dafa jàpp ne ki nga xam ne nii moo di maître Seydou Diagne dafay bundu xataal témoin bi di Cheikh Tidiane Ndiaye daf koy jéem a wax loolu mu waxul ak yu ni mel yemul foofu sax nag muy wëlbatiku di tuumaal ñi nga xam ne bi ñoom ñoo di cour bi fekk na booba maître Seydou Diagne moom itamit mer na ba fut mel ni gaynde moom itamit nangootul dégloo parce que da doon wax naan démb ak wala ba ñu fi taxawalee ki nga xam ne bi moo di Souleymane Sy di ko laaj boobu jéemuloo ko woon défendre kon tey jii yow président boo bëggee ñëw di défendre beneen témoin naan dañu koy def lii ak dañu koy def la coow li jàpp kaw jàpp suuf Ousmane même avocat yi nga xam ne bii ñoo Seydou Diagne ñoo ànd ñu demee ni ki ñoom maître Demba Ciré Bathily doon nañu jéem a dalal Seydou Diagne mais maître Seydou Diagne nekk rek gaynde gu tëx du déggu jar fi mu ne nii daal la tax jàmm mujj dellu si mooy bi nga xam ne bii maître Seydou Diagne jeexal na laaj yi mu doon laaj ba dem toog place am parce que même am na ci benn procureur bu bees bi nga xam ne nii moo di Cheikh Tidiane Mara moom doon na jéem a sàkku sax ci président ñu def suspension d'audience maanaam dakal mbir yi bu ñu demee ba dellu si xëy na dina doon tax xel yi gën a dal fit na wàññeeku mais loolu président Grégoire Henri Diop daf ko gàntal parce que nee na gisul lan mooy tax muy daal di dakal mbir mi incident yi nag nee na nañ ko bind ci plumitif bi bind nañu ko ci nañu xool ba xam rek lan moo ciy juddu wala fan lay mujj Ousmane. jërëjëf ci loolu Pape waaye at bi jeexagul ba léegi ndax Aïda Ndiong itam day dafa mel ni la ma doon laaj ñu bàyyi ko bàyyiwuñu ko. waaw Aïda Ndiong moom tamit xam nga doon na ñaan bàyyi nëgandiku pour ñu bàyyi ko mais loolu waa chambre d'accusation dañu ko gàntal gis ne daal moom war naa mën a continuer des ci kaso bi fi léegi ñuy continuer di lëñbët ak di lijjanti ay mbiram rawatina nag bi nga xamee ne bii Ousmane gis nañu ne benn banque bu nekk France bu ñuy wax HSBC. ñooñu Aïda Ndiong koppar yam fa am moo tax ren ji am na 4 millions ci xaalisu France 4 millions euros yoo xam ne ni lam fa denc moo ko juróon moo ko meññoon ci wàllu intérêt mais gis nga intérêt boobu biñ ko koy versé ñoom waa CREI dañ ci daal di teg seen tànk le temps que ñuy continuer parce que ñu ngi continuer doon dégg nopp ki nga xam ne ni jerbaat la ci Aïda Ndiong pour mu indi ay leeral jëm ci mbir yi waaye yemuñu foofu am na ñaar ñoo xam ne ni ay colonel lañu ñoo xam ne mos nañoo jiite sax li nga xam ne ni moom moo di service d'hygiène ñoom woo nañ leen doon leen a enquête lu yàgg ñoom it foofee ci CREI ndax li ko indi dafa fekk ne benn comptable bu nekk service d'hygiène ki nga xam ne ni moom mooy seen comptable matière moom moomee comptable boobu moom moo wax ne ki nga xam ne bii moo di colonel Samba Ndiaye ak keneen ki ñuy wax Youssoufa Gaye ñoom dañu ko forcé woon ca jamono mu signé ay këyit pour wax ne procès verbal daal pour wax ne recevoir nañu ay commande yoo xam ne yi dañu ko defoon Aïda Ndiong te moom comptable matière bi nee na yooya ay commande fictif la woon jotuñu ko woon xam nga loolu nag dafa daal di dellu si indi wax ju bees joo xam ne nii comptable matière bi moom moo ko wax fi mu nekk nii nag loolu yi tamit Ousmane gaañaa ngi koy gëstu di ko lëñ bët di xool daal nan la demee ba fi mu nekk nii juge yi ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax. waaw jërëjëf Pape léegi nu ñuy def mu mayaat ñu tuuti rek ñu dem yëg la ji ay aajar te dellusiwaat ci yow. demal te ñëw Ousmane. American Language Center mi nga xam ne moo leen di jàngal anglais moo leen di xamal ne ku nekk ci réew boo bëggee sa dëkk neex fa da nga war a wax làkk wa ñu fay wax moo tax mu ne leen bu ngeen bëggee jàng anglais ñëw leen seet si ko mi ngi ci locom yu bees yi 229 West 36th Street ci third floor bi ci diggante 7th ak 8th Avenue jege lool Penn Station fanweeri at ak juróom a ngi nii ñuy jàng anglais te jàngalekat yi gën a aay ci dëkk bi ñoom la ñu fa dajale bu fekkee ne da ngay door a tàmbali wala nga bëgg a bënnal sam njàng itam foofa nga war a dem te la ngay fay tuuti na lool moo gën a yombale ci dëkk bi yéen ñi dëkk Queens itam dem leen ci Jackson Heights ci 75-01 Broadway bu ngeen demee fekk fa American Language Center bu ngeen ci bëggee xam lu gën a leer woote leen ci 1-800 English 1-800 364 5474 1-800 364 5474 bu ngeen wootee laajte André. BHS bu New York li mu leen digoon ne dana leen gën a jege si fu ngeen mën a nekk ci Amérique tàmbali na di ko def directeur am Abdoul Aziz Sy ci Amérique yëpp
mi ngi leen di xamal ne Philadelphia adresse bi mi ngi nekk 535 South 52nd Street téléphone 215 863 8002 215 863 8002 Baltimore mi ngi nekk ci 5814 York Road 5814 York Road téléphone 410 387 2276 410 387 2276 Montréal itam adresse mi ngi nekk ci 95 Jean Talon Est 95 Jean Talon Est téléphone 514 419 81 22 419 81 22. jërëjëf Fallou Dieng ci technique boobu nañu téyel Pape ñu ngi dellu siwaat nag ci àggale mbir mi ndax dafa mel ni itam mbirum Bassirou Faye du jeex mukk dafa mel ni dafa am keneen kuñ ci jàppaat Pape leeralal ñu loolu. waaw non en fait du sax jàpp mais dafa fekk ne am na beneen alkaati boo xam ne ni doyen des juges Mao Sémou Diouf moom moo ko woo pour dékk ko ay nopp ginnaaw boo xam ne bi alkaati bi ñu jàpp déjà mu nekk ci kaso bi muy Tombong Wali moom moo ko ci tudd alkaati boobu ñu woo nag mi ngi tudd François Nourou Mbaye moom dañu ko woo parce que wax naa la léegi Tombong Wali moo ko tudd ci mbir mi nan la ko ci tuddee ak lan la ci doon amaguñ ci leeral mais daal nangoo nañu ci waajur wu góor wi nga xam ne nii moom moo jur François Nourou Mbaye muy wax naan moom doomam jamono yi nga xam ne bi ci la mbir yi am booba ma nga woon Thiès nekk foofu stage ba tax nag papaam di laaj koo xam ne nii dafa nekkoon stage nan lañu ko war a mën a tuddee ci ay événement yoo xam ne bi ca Dakar la amee woon te moom demu fa yëgul fekkewul tinul ah comme tudd nañu ko ci nag te doyen des juges woo na ko di ko dékk ay nopp Ousmane du ñàkk danañu ci am lu leer ndax xam nga léeg-léeg it li ñuy waxtaanee ci biir bureau yi léeg-léeg mu yegg ci mbedd mi ba ñu mën cee jot. Pape jërëjëf ci loolu dafa am leneen lu lëj itam dafa mel ni président de la république dafa bàyyi ay nit yoo xam dañoo nekkoon ci kaso mu jéggal leen ñu dem waaye dafa mel ni am na ñu ci raaxaloo di te ñooñu kenn warul leen woon a bàyyi. waaw Ousmane muy lu xaw a ub bopp ndax xam nga président de la république ni mu koy defee ci ndeeteel at mu nekk rek dañu baal. lu toll ci juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari prisonniers yoo xam ne dañ leen àtte woon ba tëj leen président de la république baal leen te loolu tamit ñu ngi leen tànnee ci fanweer ak juróom-ñaari prison yi nga xam ne bi moom moo tasaaroo ci biir réewu Sénégal mais dañu gis ne daf ci am ñaar ñoo xam ne nii kenn ki ñu ngi naan ko Yaya Ahmed Diagne keneen ki ñu naan ko Omar Aydara ñu gis ne ñoom waruñu woon a mën a bokk ci mbir moomu ndax ñoom ñu ngi leen àtte woon ca tribunalu Njaareem ndax dañu waxoon ne dañu def détournement deniers publics lu toll ci milliard bu teg juróom-ñaar téeméeri million ak ñaar fukk ak benn te dañuy wax naan lu demee ni ki ay détournement de deniers publics ñi koy def waruñoo mën a bokk ci ñi ñuy baal rawatina bi nga xamee ne bi sax ñoom ba ñu leen di àtte ca njaareem ñu ngi leen mujj tëj juróomi at yu ñu waroon tëdd te fekk boobu procureur sax moom da doon wax naan nañu leen tëj fukki ati yàlla yoo xam ne dañu koy tëdd ndax dañu leen a juuñ ay mbiri buxaaba jiiñ leen ay naka su dul noonu jiiñ leen association de malfaiteurs jëm ci mbiru 1,721 milliard ci suñu xaalis li jaaxal nit ñi nag mooy ñu ngi leen mbir mi ngi amoon ci weeru mai la ñu leen atte woon alors fi mu nekk nii atte ba kon mi ngi doon am ci weeru avril mai moo ci topp ñu daal di wax li nga xam ne bi moom lañ leen daan ndeeteel at mi ñu bàyyi leen Ousmane ñoo xam ne ni juróomi ati kaso la ñu leen waroon a tëj defuñu ci kaso bi lu mot juróom benni weer dal di mucc ndax bokk nañ ci ñi président gracier te comme président baal na leen baalu président grâce présidentielle moom kenn du ci dellu si tey jii gaañaa ngi ci biti di ndaw rabbin baa ñuy gumbe Ousmane mu jaaxal ñu bari nag parce que dañu ne rek nan la ñu def ba raaxaloo ci mbir mi nan lañu def ba seeni tur bokk ci loolu moom beneen affaire la. waaw loolu kay beneen affaire la waaye beneen affaire ba yëg nit ñi ndax Pape at yëpp gis nañu Alaaji Diouf di taxaw seen abré te pour mu nekk nii de coow li jóg na ci seenu diggante Pape lu xew. diggante Alaaji Diouf ak Hissène Habré kay kenn mënatul wax ne El Hadji Diouf maître El Hadji Diouf avocat Hissène Habré la ndax seen diggante yàqu na fantasiro nañu Hissène Habré moo génne benn communiqué yekk ci maître El Hadji Diouf lu mel ni xeme
te itamit loola la ko metti moom Hissène Habré mooy maître El Hadj Diouf mi avocat am di ko layal bi nga xamee ne bi Idriss Déby di njiitu réewu Tchad ñëw na fi ci fan yële ñu génn ci ndaje bi nga xamee ne bi ñu ngi ko doon amal suñu réew mu jëm ci mbirum sécurité dañu wax ne maître El Hadj Diouf dafa dem gisee ak Idriss Déby mi nga xam ne nii mooy président wu Tchad te ku ne xam na ne diggante Idriss Déby ak Hissène Habré moom du ñu jaaroo taal mukk ci àddina te pourtant ba Hissène Habré di nekk njiitu réew boobu Idriss Déby daanaka mën nañu wax bras droit am la woon mais tey jii mbir yi demee noo xam ne atte bi ñu jàpp naan war nañ ko mën a atte Hissène Habré ñu bare naan Idriss Déby moo nekk ci ginnaaw Hissène Habré nag li ko métti mooy li avocat am dem gisee président bi rawatina bi nga xam ne bi ñu ngi wax naan njiitu réew mi am na tànk yu mu ci dox ba tax gisee boobu mën a am moom Me El Hadji Diouf nag danoo ak taskatu xabaar yi def conférence de presse wax ne loolu amul lenn loo xam ne ni dëgg la ci Macky Sall yoonam nekku ci ñi gouvernement Sénégal it seen yoon nekku ci te moom ba muy dem di gisee di gisee jikkoon ak Idriss Déby boobu intérêt Hissène Habré moom moo taxoon te laataa muy dem jéem naa gis Hissène Habré munu koo gis mais jokkoon na ak ki nga xam ne bii mooy soxnay Hissène Habré wax ko te ba mu jógee ca daje ba it woo na soxnay Hissène Habré wax ko ginnaaw gi kay la Hissène Habré génne benn communiqué di ko ci yekk lu mel ni xame te moom waat na ci yàlla ne amul lenn loo xam ne ni def na ko te du intérêt Hissène Habré te itamit nee na donte nekkatul avocat am dana continuer di xeex pour Hissène Habré génn ci li nga xam ne nii mooy kaso bi te itamit di wax nag ne bu nit ñi foog ne ay millions la fa doon jëlee mais nee na ñi nga xam ne bii dafay dem di leen défendre tribunal ci ay dossiers yu gën a suufe lam fay am moo ëpp li nga xam ne bii moom lay am ci Hissène Habré mu mel ni rek kon Ousmane diggante bi moom yàqu na. diggante boobu yàqu na waaye bii de ngi fan bëgg a yàqu dafa mel ni góor gu dëgër gii di président Yaya Jammeh de dafa am ñu nekkoon ci ay tànkam bëgg koo toxal ci nguur gi Pape loolu leeralal nu ko. waaw xam nga ñu ngi ko doon wax keroog Ousmane ki nga xamee ne bii moom moo di Yaya Jammeh moom tukki boo xam ne nii daf ko tukki woon bitim réew ci la am ñu ne woon dañuy def coup d'état te coup d'état ba it li ko yàq dul lenn bu dul benn capitaine bu ñuy wax Moussa boo xam ne nii moom dafa bokkoon wala boog dafa waxtaanoon ak ñi doon mébét coup d'état bi nga xamee ne bii waxtaan nañu ba d'accord parce que ñoom dañ jàpp ne même palais bi bu ñu doon nangu ci palais bi loolu ci yoon la ñu koy def bu ko defee benn problème du am coow du am wax du am mais nag ba ñu demee ñoom bay dugg ci palais ba ci la Moussa moomu dal di fekk moom am na ñeneen ñu mu àndaloon ñu dal di soqi ay bal ci seen kaw ba ci la ñuy wax ne sax ki jiite woon coup d'état bi ci la ñàkk bakkanam am na ñeneen ñoo xam ne it ñàkk nañ ci seen bakkan loolu moo tax Yaya Jammeh bi muy dellu si Gambie dafa jaar Tchad ba mu jaaree Tchad foofu la ànd ak ay militaires tchadiens ñoom ñoo ñëw fi mu nekk ni tey jii ñoom ñooy assurer sécurité même bi muy daagu di doxant ci mbeddu Banjul yi di wane ne moom moo jiite réew mi ba tey élément armée tchadienne boobu ñoom ñoo ko escorté woon gis nga même bi mu wàccee aéroport moo fi gënoon a bëgg ay honneur militaire mais bi yoon militaire ya demoon di ko teeru ji def leen a dumoo yi daal di dem dugg ci beneen oto daal di dem ba tax na nag tey jii nee nañu am na ñu bari ñoo xam ne nii jàpp nañ leen Gambie moo xam ay civil lañu wala ay soldats jàpp nañu leen tey jii ñu ngi ci kaso ya ñi jiite organisation droit de l'homme yi nag ñu ngi commencé di fëgg yoox moo xam ay RADDHO la wala droit de l'homme yeeg ñeneen ak ñeneen parce que ñu ngi wax naan même ñeenti militaires yoo xam ne yi ñoom dañoo dawee Gambie làqatu ci Guinée Bissau ñu ngi naan waa Guinée Bissau fexe leen ba bu leen jébbal Yaya Jammeh donte mi ngi leen di laaj parce que bu ngeen leen jébbalee Yaya Jammeh daf leen di faat ndax tey jii ñëpp ñoo xam ne nii ay mbokk lañu wala ay jegeñaale ñu tuddoon ci coup d'état bi jàpp nañ leen yóbbu rawatina bi nga xam ne bii moom Yaya Jammeh nee na liñ leen di tuumaal mbiri terroriste la ndax dafa am réew yoo xam ne ñoo leen ngemb puus leen pour ñu ñëw daaneel gouvernement fi mu nekk nii Gambie Ousmane loo ci mën a dégg mooy yëf ya jaxasoo na fa te tey jii képp koo xam ne nii mbokk nga wala jege nga ñi def mbir moom boye boo nga fëgg samp saw xel ndax sa bakkan a ngi ci xott. bakkan a ngi ci xott waaye ñii de seen bakkan a ngi ci xott Pape lu ci sa ñii de dafa mel ni immigré yi xam ne ñoo nekk ci Angola lay sonn nañ fa lool Pape nettali lu loolu. Ousmane lu toll ci juróom benn junni doomu aadama yoo xam ne ni dañoo jóge seen réew dem Angola pour dàqi fa seen wërsëg daan fa seen doole
mais ñoom la ñu wax ne diggante fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre yu ñu génn ak ñaar fukki fan autorités yi ñoo joxe ndigal ñu dal di leen ramas raafa juróom benn junni laa la wax yoo xam ne ni nag nee nañu fukki sénégalais ak ñaar ñu ngi ci biir te ñooñu ni ñu leen jàppee Ousmane am na ñoo xam ne ci mbedd yi lañ leen fekk ñuy doxi seeni soxla ñu jël leen yóbbu am na ñoo xam ne seen kër lañ leen fekk ñu toog di noppalu ñu yenu leen yóbbu am na ci ñoo xam ne fa ñu doon liggéey fa la ñu leen fekk dal di leen yenu yóbbu te bu ñu leen jëlee dañu leen di yóbbu foo xam ne nii nee nañu digganteem ak capitalu réew ma toll na ci fanweeri kilomètre bërëb boobu ñu leen di yóbbu ñu ngi koy wax Trinita nee na am na ñoo xam ne ni sax dañu leen na daal di jàpp delloo leen seen réew par force ñeneen ña nag dañu leen di duma di leen bunduxataal denc leen wala jàpp leen ci jàpp boo xam ne nii nee nañu mala sax nit waru ko jàppee noonu waxtuma la di ko jàppee doomu aadama am na sénégalais yu ñu doon wax naan ñàkk nañ ci seen bakkan mais waa gouvernement bi rawatina jëwriñ ji yore mbirum sénégalais yi nekk bitim réew nee na amul benn sénégalais boo xam ne nii ñàkk na ci bakkanam wala lu ni demee loo ci mën a dégg rek Ousmane mooy jamono yi ñu toll tukki moom neexul ndax bitim réew léeg-léeg ñenn ñi nañuy def ñi nga xam ne nii fekkuñ fa baax wala cosaanowuñ fa metti na metti boo xam ne nii jar naa bañ a tukki donte nag am na ñoo xam ne nii ñoom dañu ne tukki jaral na leen lu ne ndax dañoo bëgg a dem wuti ndax ñu am ñoomi tamit bu ñu amee mën a ñëw di faj soxla ni nga xam ne bii noonu la ñëpp di soxla di fajee soxla xam nga nag li ko indi mooy ñu njëkkoon a tukki laataa tukki di metti Ousmane ñoom ñoo dellu ci réew mi tabax fi ay étages yore fi ay oto yor fi yoo xam ne yi gaa yu bari dañoo lukki seen ba teg ko ci ba tax ñoomi tamit dañ naan tukki rek mbaa dee gis nga looloo indi woon ndaw yi naan fi Barcelone mbaa Barsaq Ousmane. waaw jërëjëf Pape ci loolu xam naa yàlla na yàlla dimbale rek ci tukki bi ñu comme mënta ñàkk yàlla aar mu yiir ñu Pape fii lañ lay tàggoo di lay sant di lay ñaanal yàlla di ñaanal mbokki auditeurs yi yàlla ba beneen ajjumaat yi. Ousmane ma di la gërëm di la sant di gërëm auditeurs yi di leen sant di leen wax tamit ni ñu koy waxee ci tubaab rek meilleurs vœux de bonne et heureuse année at mu bees mii ñu dugg muy atum 2015 tey jii tombeek ñaari fan ci weeru janvier ñu di def suñu émission bi yàlla na at mi kon nekk atum jàmm atum naataange yàlla musal ñu ci lépp luy lore ñoddil ñu wërsëg ni ko oustaz Alioune Sall di waxee rek may ñu wala defal ñu dara ci poos yi ba ñu mën a faj soxla yi ñu ni tamit. rajo bi nga xam ni mooy rajo africain yi man moom rek laay déglu Salam Diallo. kon boog bokk yi xam ngeen ne baaxoon nañu bu gàmmoo gi jubsee danañu jéem a seet lu ci nekk xabaar yoo xam ne déglukat yi war nañ ko mën a yittewoo pour ñu wax leen ko te yàlla dafa def ñëpp ci ñun Sénégal lañu cosaanoo te waa kër Seydi Hadj Malick gàmmo gi fonk nañ ko fonk goo xam ne daanaka dem na ba am ñu yaakaar ne sax julli yëpp a ko bokk sax waaye kër Seydi Hadj Malick lañ ko féetale ndax niñ ci taxawee noonu itam lañ koy defee fii ci Amérique at mu nekk dañ koy màggal gu amam solo Serigne Faly Ndiaye mi nga xam ne moom moo jiite comité d'organisation gàmmo gi nga xam ne waa kër Seydi Hadj Malick yëpp ñoo koy ànd di def ànd ak jullit yëpp di ko def ñoo ngi ko am ci téléphone bi Serigne Faly noo ngi lay gërëm bu baax a baax te di la nuyu. Hadji Dame yow la ñuy gërëm di la sant di la nuyu bu baax a baax. waaw Serigne Faly kon xam nga li ma bëggoon mooy gàmmo gi naka la tëddee ren fan ngeen koy defee ak programme beeg yu demee noonu. jërëjëf Hadji Dame bala nuy dem ci gàmmo gi sax damay njëkkee ci guddi bii gi muy guddi goo xam ne tabarakallah nga xam ne bu nee rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jullit yëpp ñoo ko bokk démb murit xaadir laayeen képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illallah daje nañ ci zawiya bi doon tëj burdu bi nga xam ne nii bi ma ko waxee këri diine yëpp ñoo fa teewoon ñu bokk ko tëjandoo burdu bi ñaan yàlla ñaan yoo xam ne nii yaakaar nañu ne bu ya antoo wax dëgg yàlla dina nekk xéewal ci àdduna bi nekk xéewal ci jullit yi suba incha allah la ñuy waajal gàmmu gi dinañ comme ni nga ko waxee dinañ yellu ci zawiya Seydil Hadji Malick di fa jàng alquran di saawoon fa foonteeg mbokki julli di ziarante waaye bu ñu jullee tàkkusaan nag dañuy tàmbali njàngum alquran mi buñ paree ci loolu incha allah dinañ dem nag ci place bi nga xam ni fa la ñuy defee gàmmu gi ren ndax ren dañuy jógee Harlem dem ba downtown ñu ngi dem ci fi ñuy wax Center 548
moo Center 548 mi ngi nekk ci diggante 10 Avenue ak West Side Highway ci 22nd Street donc ren foofu la ñuy gàmmoo bu 6 heures jotee incha allah ñi nga xam ne ñi ñooy dalal gan yi dinañ fa nekk waaye bu 9 heures jotee ci la reer yi commencé bu 11 heures jotee ki nga xam ne nii moo di Serigne Daouda Sy jóge ba Sénégal dina ànd ak mbokkam di Serigne Ahmed Sy ak kilifa yi nga xam ne ñi ñu ngi nekk ci dëkk bi yëpp ñu installé leen bu 12 heures minuit jotee nag ci la programme yi commencé ci la Sidi Ahmed di jàkkaarloog mbokk jullit yi di fàttali nu bord bi nga xam ne nii bàyyam bu tedd ba Cheikh El Hadj Abdoul Aziz daan na ko way ca zawiya Sidi Hadj Malick bokk taalibe yeeg muqaddam yi buñ jógee ci loolu nag ki nga xam ne moo di Hadji Daouda Sy dinañu wax nag mooy rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. waaw kon defe naa ne ren dama dégg ne da ngeen jàpp ne da ngeen doon bëgg a am place boo xam ne daal mooy gën a commode. te xam ne mooy gën a jàppandi ci nit ñi bu ñu fa ñëwee. nga ne place bi naka la tudd ak fan laati. waaw place bi mi ngi tudd Center 548. mi ngi nekk ci 22nd Street donc 548 West 22nd Street mi ngi nekk ci diggante 10 Avenue ak West Side Highway xam nga comme 11 Avenue amul côté boobu. waaw donc mi ngi nekk ci diggante 10 ak West Side Highway bi ci 22nd Street donc building bi nekk na 548 West. foofu daal lañ bëgg dem comme ni nga ko waxee parce que xam nga Malcolm Shabazz léegi jot ko daanaka xawatul yomb te it Hadji Dame gis nga ni mbooloo mi léegi xajatuñ fa sax wax dëgg yàlla xajatuñ fa te dem bi ñuy dem foofu it gis nañu ne sori na waaye dañ ne rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jar na ko ndax it muy màggal wala muy gàmmu nit ñi ne fu nekk la ñuy jógee di dem Sénégal kon nag ñun bu ñu nekkee fii ci Amérique déplacé wu dem ci biir Amérique yaakaar naa ne dinañ xaw a yomb te it wax dëgg yàlla foo xam ne nii ci biir New York ngay déplacé wu dem fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jar na ko kon nag ñu ngi ciy woo mbokk jullit yëpp mbokk taalib yëpp képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ñu ngi lay woo ci guddi gi nga xam ne ni kenn moomu ko ku di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ñu ñaanal yàlla yokk leeru sunu maam Seydil Hadji Malick ak mag ña ma ko bokkuloon yëpp. waaw xam nga ndax yaa ngi yor adresse bi jàkkaarloog moom bu fekkee ne mën nga ko répété yokk ci zip code bi pour ñi nga xam ne GPS la ñuy ñëwee ak yooyu. donc adresse bi mi ngi nekk ci 548 West 22nd Street. New York 10011. képp koo xam ne ni bëgg na information mën na ma woo ci 646 591 4042. donc sëñ Dame ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant wax dëgg yàlla sa taxawaay lii yàlla nga ko yàgg di taxawee at bu jot ni koy taxawee def ci sa itte ba masat yàlla na yàlla fay la ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin kontaan nañ trop ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf Serigne Fall. waaw kon mbokk yi ñu baamtuwaat adresse bi 548 West 22nd Street New York 10011. numéro téléphone centre bi nga xam ne fa lañ koy defee itam mi ngi nekk 646 398 9100 646 398 9100 jaageen jëf. kon mbokk yi ba léegi yéen a ngi déglu rajo African Time ci WP 89 AM ci New York kon gannaaw dañu déglu yenn xabaar yi ci ak yaatal ba sotal ñu bàyyi leen ak Dame Babou ci càmbar xew-xew yi wees. jërëjëf Ousmane kon xam naa li nga xam ne moom la ñu fas yéene waxtaane mooy africain yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Amérique ak xew-xew yi fi am lan moo ci joteeg ñoom ak lan moo leen ci ñor ak lan moo ci amul solo ci ñoom ñu tënk ci li nga xam ne moom la ñu mën a gën a jàpp africain dañu bëgg a xam yan africain ñoo nekk fi mu ne ci Amérique li nga xam ne moom la recensement bi wax ba 1992 li nga xam ne moom la recensement bi wax ba 2012 mooy africains yi nekk fii ci réew mi ñi ngi ci wàññi ñi ngi nekk ci 1,6 million loolu la ñu wax ne moom la maanaa téeméer bu nekk ci américains yi nekk fii ci biir réew mi ñeent ñi ñoom ñoo nekk ay africains loolu nag bi ñu ko tàmbalee wàññi 1970 ak léegi booba ñu ngi woon ci 80,000 li nga xam ne moom lañ ci mën a wax fan la ñu jóge ci Afrique ba ñëw fii ci Amérique téeméer bu nekk fanweer ba ak juróom-benn ñi ngi jóge ci Afrique gi féete soowu jant muy sunu gos ñi nga xam ne ñoo jóge ca penkub Afrique ba ñi ngi nekk téeméer bu nekk ñaar fukk ak juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoo jóge ca bëj gànnaar ba téeméer bu nekk ñi ngi ci nekk fukk ak juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoo jóge Southern Africa maanaa ca bëj siin ba ak ñeneen
ñeneen ñi nekk ci digg bi ñooñu téeméer bu nekk ñi ngi ci nekk rek 10% lañ mën a wax ne moom la fan la ñu nekkee fan la ñu ëppee ñoom africains yi ñi ngi ëppee New York California Texas ak Maryland waaye li nga xam ne moo ci bett ñu bari wala boog ñu bari seen wuñ li ko woon bu ñu leen ko dee wax ci mbiru lu jëm ci mbiru njàng mi dañu wax ne gan ñi nga xam ne ñoo nekk ci Amérique yépp doomu Afrique yi ñoo ci dàq jàng ndaxte doomu Afrique yi nga xam ne ñoo fi nekk téeméer bu ci nekk ñeent fukk ba ak benn dem nañu collège ba graduate fa wala ñu weesu graduate te ñi nga xam ne ñëpp yeneen gan lañu yu nekk ci réew mi ñoom ak waa réew mi seen bopp ñoo daanaka ñoo tolloole téeméer bu nekk ci ñoom ñaar fukk ak juróom-ñaar la kon africains yi ñoo ci dàq jàng ci biir africains yi ñi nga xam ne ñi fi nekk ñan ñoo ci dàq jàng mooy ñu waa Égypte téeméeri égyptiens yu nekk ci biir réew mi juróom benn fukk ba ak ñett am nañu bachelor's degree wala lu ko weesu waa Nigéria topp ci nga xam ne ñoom téeméer bu nekk juróom benn fukk ba lu bon am nañu bachelor's degree mooy ñoom waa Nigéria yi nekk ci biir réew mi ñu jóge South Africa téeméer bu nekk juróom fukk ak juróom-ñaar ñoom it am nañu bachelor's degree wala loo xam ne moo ko raw da ngeen ma ne nag ana waa Sénégal ak waa Côte d'Ivoire ak ñooñu dañu fee néew a néew ci réew mi ba nga xam ne bu ñuy wàññi ci li ñuy wax ci statistique daanaka kenn mënu leen a xam fu ñu nekk ba di leen jëli ba di leen wone ndaxte boo ko seetee li nga xam ne moom la ñu wax ne ñoo fi nekk ci ay sénégalais ay nangami junni nit rek lay doon sori nañu loolu jëm ci million mën nañoo jàpp ne nag ni nga xam ne noonu la ñu bindoo ci suñu diggante ak buur wala bu buur di wax ñan ñooy feeñ ak ñan ñooy làqatu nañ ko doon defee bu njëkk ci Afrique maanaam bu ñuy def recensement ñu naan xale yi nëbbu leen wala nëbbu leen bu leen joxe ñu bari noonu ba tey dafa mel ne culture boobu indiwaale nañ ko fii kon mën nañoo yaakaar ne du lu ñu mën a vérifier nag waaye mën nañoo yaakaar ne buñ nee million ak juróom benn téeméeri africain ñoo nekk ci biir Amérique mën nañ ko ful ñaari yoon wala lu ko ëpp ndaxte ñu bari ci ñoom bu ñuy bindu du ñu leen wàññaale surtout ñi nga xam ne amuñu ay kayit ak yooyu gannaaw loolu nag dama bëggoon a ñëw rek ci li nga xam ne moom lañ fi mën a jàpp ne xew na ci réew mi ci at mi loo xam ne xanaa peut-être waa africain waa Afrique yi ñor na leen wala ñoom seen yoon a ngi ci am na ci xew-xew bu mag boo xam ne ki nga xam ne mooy Barack Obama woote woon na ko fi ñu di ko wax USA Summit moom ak Afrique maanaam ñu dajale président wu Afrique yëpp ñu ñëw jàkkaarloo ak président bi nga xam ne moom mooy président wu États-Unis d'Amérique ci la jëkk a amee ndaxte France moom bañ ko yàggee def bari na sommet francophone lañ ko doon tudde ba léegi ñu mujjee ko ba ñu tudde ko bu mujj bi mi ngi amee Sénégal ñi nga xam ne ñooy Japon ñoom it am na at yoo xam ne ci la ñu dajalee Afrique yëpp ñu président yi Afrique ñu dajeeg kilifay Japon rawatina premier ministre ba ñi nga xam ne ñoom ñooy yeneen réew yu bari itam Brésil tàmbali nañu ko ak yeneen réew waaye Amérique boobu lañ ko jëkk a def waaye ba léegi nii ñi africains yi nga xam ne ñooy ñu mel ne ñun ñi nga xam ne bokkuñu ci nguur gi wala bokkuñu ci diplomate yi ñi ngi xaar ba xam loolu lan la juragun ci lu jëm ci mbiru économie réewu Amérique bi li ñu mën a jàpp mooy 2008 ba léegi koom-koom mi ni mu màgge ni màggewul woon noonu ren mi ngi fiy door a yegsi bi ko Obama jiitee ba léegi ndax loolu yegsi na ci africains yi ba ñu yëg ko ci seen poche wala déet loolu wóoragul du lu ñu mën a looloo xam ne wàññeegul nañu ko xam naa ne ci at mi bu jeexee census bureau bu ñu ko defee ba pare daañu ko seet mën nañoo jàpp itam yeneen yoo xam ne xew na fi yu laal africains yi rawatina africains yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk yu mag yi yu mel ne New York yu mel ne Texas yu mel ne Maryland ak ni ñu leen ko waxee ndaxte ñu bari ci ñoom dañ doon dawal taxi par exemple mën nañ ko ci see boolaale am ñoo xam ne dañuy doon jaay ci mbedd mi bañ ko tàmbalee 84 ba léegi dafa mel ne métier yooyu am na ci yoo xam ne tàmbali nañu ñoom di seey képp koo xam ne ci yooyu nga yaakaaroon bu yàggee boo moytul da nga am lu mel ne njaay mi daanaka kenn mënatul wax ne bareeti na lu ci nit mën a dëkkee ba mën cee dundee lu mel ne taxi yi ñu ngi ko tàmbale woon ci gypsy cab yi loolu mi ngi tàmbale woon ci ay 90 91 ak yooyu gypsy cab moom daanaka amatul ci biir réew mi ndaxte indi nañ sax yi nga xam ne ñooy green cab yi yokk leen ci ñeneen ñu bari ci ñu dem ñu ngi doon door a dugg ak doole ci li nga xam ne mooy yellow cab yi waaye yellow cab yi dafa mel ne façon cab yu bees yi nga xam ne moom la ñuy wax ay Uber ak yu mel noonu ñoom it tàmbali na di leen fi jëlee kon métier yi tàmbali na di wàññiku li ñu ci mën a jàpp mooy koom-koomu Amérique ci boppam moo nekk koom-koomu borom xam-xam léegi ku jàngul moom ku yaakaar sa doole kese boo moytuwul bala moo yàgg doodoo ci am dara maa ngi doon waxtaan ak ay xarit di leen wax ne fii ci Washington DC gi rek def nañ fi essai boo xam ne oto la yoo xam ne du am chauffeur ordinateur lañ ciy def boo dugg see bindal ko fi nga bëgg a dem moom mooy dawal boppam fu feu rouge amee mu taxaw bu waree jàdd droite jàdd bu waree jàdd gauche jàdd ba yegg fa nga jëm mu taxaw ubbi bunt yi
nga wàcc donc métier yu mel noonu dafa mel ne ku yaakaar ne ci sa doole la defe naa yar xale yi ci jàngal leen ñu am xam-xam mën a am yeneen métier du ñàkk ñu war cee tàmbalee xalaat fi mu nekk nii am na yeneen xew-xew yoo xam ne itam laal na africain yi bu baax affaire Ebola bi dëgg la sax bariwul ñàkk xam-xam moo tax àdduna bi ñu bari ragal ko ndaxte boo seetee Ebola bañ ne amaat na Afrique de l'Ouest ak léegi réegul lu mat 20 junniy nit te sibiru amul mel ni réew moom Afrique du faray lu ëpp 20 junniy nit at mu nekk kon dafa mel ne Ebola bi ci ñetti réew la nekk te bu ñi nekk ci doomu aadama yi ci kaw suuf yëpp ñi ngi nekk 7 milliards ñi nga xam ne ñoo ci faatoogu mataguñu 9000 personnes donc Ebola dal nit nga gagné jackpot loterie moo ko gën a yomb ndaxte il faut nga laal kenn ci ñooñu nga xam ne ñoom la dal ci àdduna bi te loolu daanaka mënu la am kon nag loolu itam ci lu ñu war a jàppale élection yi nga xam ne am na ci Amérique itam africain yi seen yor na ngi ci ndaxte xam ngeen ne balaa élection yi doon ñëw Barack Obama dafa waxoon ne ñi nga xam ne ñoom ñooy congrès bi bu ngeen wotewul may nit ñi këyit man ñi nga xam ne danaa ne bu leen fi génneeti bu ñu amul këyitam bu leen kenn mën a génne loolu danaa ko def daf ko dige woon mujj ñi ànd ak moom ci Sénat bi am ci ñu bari ñu ko ne boo ko defee dañoo nar a daanu ci fi nga xam ne ñun foofu la ñu nekk ay candidat ba Barack Obama ne woon daf koy bàyyi kon daf ko wéeroon bi élection yi weesoo la koy door a def ñu bari sax ñi ngi naan bu ko defoon bu moytuwul ni ñu perte élection yi duñ ko perte noonu gannaaw loolu itam élection yi léegi liñ ci mën a jàpp ñi nga xam ne ñoom ñooy républicains yi léegi ñoom ñoo jiite congrès bi muy ci Sénat bi muy ci chambre des représentants bi waaye ñu bari dañuy doon yaakaar ne bu fekkee ne ñoom ñoo am doole dana bon lool ci immigré yi waaye loolu ñi nga xam ne ñooy seetlu ne nañ wóorewul noonu xaj na ba ñu nekkee ci campagne électorale doon nañ ko wax di dal ci kaw immigré yi ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak ñoom ci dëkk yi nga xam ne amul ay immigré man leen a wotal ngir ñu jël congrès bi waaye léegi comme ñi ngi jublu ci li nga xam ne mooy mbiru élection président wóoratul ne ñoom républicains yi noonu ñu wexe woon ak noonu ñu nuroo woon ñu dëddu immigré yi ñu dëddu gan ci réew mi danañ ci ñemee continuer ndaxte ñi bari xam-xam yépp nee nañu bu li fekk jubóowuñu ak immigré yi ñoom républicains yi dootuñu gaawatee am président boo xam ne dana dem Maison Blanche moo taxit ñu ne Barack Obama yaakaaroon nañu ne xañ na bu fekkee dafa perte congrès bi dana wàññi dooleem ci li mu sañ a def waaye ñi seetlu histoire Amérique ak ñu xool ni muy doxale ba ñu wotee ba ne léegi Barack Obama dafa mel ne fit wi dafa gën a yokku te itam li tax mu def ko du dara lu dul wóor na ko ne moom woteetul te diggante bi partem dootuñu fi wote kon nag lépp loo xam ne def na ko képp ku ko won gannaaw bañ ko di ko xeex bu metti rawatina lu jëm ci gan ñi dana la wàññi lool ci affaire présidence bi moo tax yaakaar nañu ne ñaari at yii ko desee lépp lu jëm ci mbiri gan lépp lu gën jëm ci dimbali ñi nga xam ne aji néew ji doole lañ ci réew mi lépp lu jëm ci mbiru éducation bi yéene yim ci amoon yëpp ba moytul dana ko ñemee def bi yoon gis ngeen li xew ci affaire Cuba bi mu ne delloo na Cuba ak li nga ak Amérique seen diggante rataxalaat na ko li ci congrès bi yor lay seet kay nuñ koy dindee waaye li nga xam ne moom yor na ko lijjanti na ko ak yeneen yu baree bari ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci Guantanamo Bay muy prison bi ñu waxoon ne ay terroristes lañ fa dencoon te ñu ne woon dana leen génne yóbbu leen ci yeneen réew ngir ñu mën koo tëj ba mu faloo ba léegi mënul am doole ji léegi tàmbali na ko kon daal li ñu mën a jàpp mooy ñaari at yi di ñëw yaakaar nañu ne lu ci am nit amul woon ci ay naqar ci lu jëm ci mbiru immigré mën naa am dootuloo ko gis ñu bari nag dañu yaakaaroon ne bu républicain yi faloo ci lay gën a bone waaye ñiy seetlu ne nañ loolu mënul am bokki daal loolu lañ jàppoon ne mën nañ leen ko tënkal ci lu jëm ci mbiri Amérique ak africain yi fi nekk seen mbokk Damba bu moo dellu si doon leen ko andil. ñu bàyyi leen ak Ignace Ndeye mu waxtaan ak yéen nag ci mbirum football bi. wàllu tàggat yaram fii ci réewum Sénégal li ci gën a fës moo di liste bi nga xamante ni Alain Giresse sélectionneur national génne na ko ci liste bi nag ñu nemmeeku ci ay joueurs yi nga xamante ni Alain Giresse daan na leen jël waaye nag daan na ko def ci bedd ki nga xamante ni moom moo di Demba Ba di joué ci club bi di Beşiktaş fii di fa nga xamante ni moom moo di réewum Turquie loolu nag dafa mel ni neexul Demba Ba ndaxte Demba Ba amul lu mu yekkalul ci nga xamante ni moom mooy Alain Giresse Demba jàpp ni sax moom marionnette président fédération sénégalaise de football loolu nag xaw a indi coow ñàkku sélection Demba ba tax ne kii di Gaston Mbengue moom mi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu marketing ci fédération sénégalaise de football dafa mel ni dafa tontul sax kii di Alain Giresse ndaxte jàpp na ni Demba Ba mënuñu koo méngaleeg El Hadj Diouf jàpp na ni El Hadj Diouf naam am nay kaddu yu mu doon yëkkati di ko teg ci kaw ndoddu fédération waaye nag El Hadj Diouf xanaa ñu wax ko ba de daan na dugal ay but équipe nationale loolu wute bu baax
ak li nga xamante ni mooy taxawaayu Demba ci équipe nationale ba tax ne Gaston Mbengue jàpp ni kaddu yi nga xamante ni Demba Ba yëkkati na ko waru ko yëkkati kii di Alain Giresse moom daal di yëkkati ay kaddu tontu nag kii di Demba Ba jàpp ni Demba Ba su ko neexee mu wax ni jëlu ko wala mu yekk ko lu nekk waaye moom dafa jàpp ni ñeenti match yi nga xamante ni Sénégal joué na ko sans Demba Ba Sénégal dafa daal di gagné kon nag loolu waxam ni yëngalu ko ñàkku sélection Demba Ba mënul am dara li nga xamante ni dina ko jural ci équipe nationale de football équipe nationale bi nag di waajal Coupe d'Afrique des Nations ndaxte ci fan yi ñuy dëkkmal Alain Giresse moom dina génnee liste ñaar fukk ak ñett yi nga xamante ni ñoo war a dem ci Guinée équatoriale rawatina fii di dëkk bi di Mongo moo fii Sénégal nara jongante ci Coupe d'Afrique bi te bokk ci poule ak Ghana ak Sud loolu nag dem fa moom moo di Maroc foofu lay waajale Coupe d'Afrique des Nations laata nag muy jot drapeau national kii di njiitu réew mi Macky Sall ndax leen ko jébbal ci fan yi ñuy dëgmal fii ci Ndakaaru championnat bi moom mu ngi wéy Union sportive de Ouakam semaine bi ñu génn dafa def match nul tembo digganteem ak Casa Sport ku nekk daal di dugal benn but waaye ba léegi ISO moo nekk ci bopp bi douane bi nga xamante ni ñu doon tegale ay victoire moom tamit dafa mel ni xaw naa taxaw tuuti Jaraaf moom xaw a feex ndaxte jotoon na am ndam ci semaine bële ñu génn championnat bi nag juróomeel journée bi ñu ko doon jee ci fan yi ñu dégmal ci nga xamante ni moom moo di ISO ba tey daal di ko jiitu ci wàllu basket comité d'organisation basket mu ngi tàmbal ñu ngi préparé bu baax ñu ngi jëm ci championnat basket ginnaaw bi nga xamante ni njiit yi ñu Serigne Boub ñu ngi doon xool nan la ñuy tàmbalee championnat bi ci yan anam loolu moo gënoon fës ci wàllu tàggat yaram fii ci réewum Sénégal ci Dakar pour Africa Niass Ndeye mbokk yi ñu jox kàddu gi Xaadim Samb mu dikk ak yéen ci lamb ji. jërëjëf Fallou ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di nuyu daam daaw nga xam nekk ci boppu boobu dalaax leen baal ak di souhaite bonne journée ñu yaa ngi kantaay ci États-Unis Amérique rawatina Amérique yi nekk foofu ci New York waa 2 millions Sénégalais yi ak Sénégalais ci di leen ñaanal yàlla suñu borom may ak bu jàmm yàlla barke bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci guddee bi Sénégal boobu tey yal na yàlla borom may tey ci atum 2014 ci atum 2015 te mu jóge ji sa njaboot di leen siyaare di wax rek ni nag xam nga ne semaine bi fàllu gàmm gi nga xam ne mooy guddi yonent bi alayhi salaatu wa salaam te di ko amal ci foyer religieux yu bari ci biir Sénégal moo tax xam nga ne Sénégal diine ji dafa nekk loo xam ne lii diine ji dañu ko fonk jox ko cër moo tax semaine bii nga xam ni mooy weekend bi nga xam ni ci la gàmm gi amee ndax xam nga ne tey jii ci àjjuma ji suba la gaawu di guddi gi yonent bi alayhi salaatu wa salaam looloo tax jibéer jii nuy seenu amul làmb waaye terewul nag li nga xam ne lii mooy gaañu ñu ngi daas fanaanal ndax xam nga ne combat bi Sénégal ngi xaar fi mu ni mooy diggante Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xam ne kii mooy Eumeu Sène ñaari mbër yi kenn ku ci nekk yaa ngi liggéey bu am solo ndax xam nga ne Eumeu Sène dafa bëre ak Balla Gaye daan Balla Gaye bi nga xamante ni Balla Gaye mën nañ wax ni ñu ngi ci digg dënd yi waaye booba mën nekk bu roi des arènes ndax lamb fàllu booy naar Fall def maa waxal ni ma lamb dag maas dabante la ndax xam nga Eumeu Sène dafa bëre ak Balla Gaye 2 daan ko jël bu rëy Balla Gaye 2 ci diggante bi mu puus daan ki nga xam ni kii mooy Mohamed Ndao Tyson daan Yékini daan Tapha Tine loolu di progrès bu mag boo xam ne bii ay faala yu mu def waaye ci diggante bi nag ki nga xam ne mooy Bombardier daan ko waaye Bombardier jotagut a bëre ak ki nga xam ne ci mooy Eumeu Sène kon xam nga boo xoolee Mohamed Ndao Tyson mooy patron wu Eumeu Sène waaye Eumeu Sène bi nga xamante ni bi yàlla dogal na mu daan Balla Gaye da ko fee jéggi daan patron daan patron daan ka nga xam ni moom itam daan patron waaye natt gonte na ak moom kon loolu mooy wax ne lamb waa maas defante la ci diggante bi yàlla suñu borom dogal ki nga xam ne kii mooy Balla Gaye am ci defet Eumeu Sène moom itam am ci defet ndax xam nga ki nga xam ne kii mooy Balla Gaye 2 dafa daan Modou Lo ci ay seconde la ko daan
ba mu bëree kii bi tàqali ko yi ba mu dégg mu ñëw kooku wàññiku daanaka Eumeu Sène jël bu rëy kon ñaari mbër yi war a daje Balla Gaye 2 daan na Modou Lo daan na Eumeu Sène kon Eumeu Sène wàññikuwaat may revanche ki nga xam ne mooy Balla Gaye numéro 2 loolu lamb la joo xam ne jii revanche la mais revanche bu bindoo noonu moo bariwul lu muy am fàllu léegi nag li ci des mooy ñu ngi déglu diggante ki nga xam ne kii mooy Modou Lo ak Bombardier waaye ba tey fàllu dara amagul maanaam ñaari mbër yi kenn jotul avance donc diggante ki nga xam ni kii mooy Lac Rose ak Sa Thiès bi nga xam ne doon nañ ko wax moom itam avance amagul kon fi mu ne nii combat yi nga mbër yi jëkk avance te mu di ay combat ténor mën nañu wax ni combat bi ci njëkk mooy ki nga xam ne kii mooy bi taxawoon daaw ñu tuut mu ñu naal te seetlee guñu mooy diggante ki nga xam ne mooy Mohamed Ndao Tyson ak ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux boobu promoteur bi ko dëgg dégg guñu wax dara moo tax kenn mënu cee am dara looy wax waaye combat bi taxaw fi mu daal mooy diggante Balla Gaye numéro 2 ak Eumeu Sène mooy combat bi nga xam ne groupe Futurs Médias moo ko taxawal mooy bi gën a jigéen li ci des nag mooy combat espoir yi moom xam nga ne gis nga combat yu neex yi nga xam ne moo fi jaar léegi nag ñu ngi déglu promoteur yi waaye daal lamb ji daal mën nañ wax ne engouement ba mu amoon daaw fàllu ak daaw jéeg amu ko ren wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla bu fekkee waxante nañu dëgg li ci yokk daal mooy am na kenn koo xam ni kii mooy Ardo mi nga xam ni mooy médecin CNC bi nga xam ni moo doon nekk ci lamb ji nga xam ni moom la tax ñuy wax Ardo moom ci boppam bëri ci démb dàq nañu ko fi nga xam ni mooy université en tant que professeur parce que nee nañ dafa am lu mu jalgati ci ab xaalis fa la doon liggéeyee loolu nag lu concerné lamb ji la ba tey ñu ngi xaar ba xam wànne bi mu njëkk ba ndax Ardo mooy médecin wu CNC depuis mars 96 bi ñu tegee bopp ak bi ñu tegee Alioune Sarr ci bopp CNC ba léegi Ardo moo doon médecin bi yor lamb ji moom daal génn na tey jii ci loolu xamaguñu nag moom wànne bi mu njëkk ba waaye daal place ba mu nekk ci université doon professeur dàq nañu ko fa parce que dañ ne dafa jalgati maanaam dugal alal joo xam ne ji waru ko woon a laal fàllu ñu leen jox rendez-vous incha allah ajuma ak jàmm di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ko ñaan ci réew mi yàlla suñu borom defal mu jàmm. waaw kon mbokk yi balaa ñuy tàggoo ak yéen ñu joxatu leen fi benn tàgge ak benn yëgle boo xam ne ci ñun la jógee tàgge bi Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum xalif général des Tidiane Serigne Ahmed Sy ak soxnaam ma jigéen Seck soxna Saafura Taal soxna Oumou Sy Jamil Mansour Seck ca Cleveland Serigne Ababacar Seck ca Washington DC Amadou Seck ca Florida Aminata Seck borom këram Mbay Mbeng ca Texas Mbay Fall ak soxnaam Maam Ndiir Sadibou Mbuub El Hadji Ndiaye ca New Jersey Omar Tall mu nekk ci New York Mao Diagne Jigo Faye Baye Fili di rakk ci ki faatu Aminata Seck ak borom këram Alioune Samb ca Philadelphia Lat Gueye ak soxnaam Nogoylo ci New York Maymuna Samb Nafi Diop Cheikh Seck di bàyyi ci ki faatu si ñu di ko wax Cheikh Seck Verizon ak soxnaam Alimatu Dieye ñooy am naqar ak tiis di leen tàgge seen doom seen taalibe Mansour Seck démb la faatu fii ci New York da doon dawal otom ñu fekk ko mu faatu fekk pompe asthme bu nekk ci loxo bi ñoom yaakaar ne kon crise d'asthme moo ko jàppoon képp ku dégg tàgge bi nga ñaanal Mansour Seck moomu yàlla yërëm ko te yéexenu bu soobee yàlla bu amee détail yeneen yu ñu ci war a wax ci kañ la levée du corps bi ak jullee bi daañu leen ko jottali. waaw ba tey ci mbiri tàgge ñu dellu si ba tey Bébé Diarra Koné Sekou Camara Gued Amadou Adja Mabaro Doucouré Aboubacry Issa Bass ak njabootam Khoudialaay Diop Maymuna Samb Khalifa Ababacar Koné ak njabootam Jamalaay Diop Siraba ak njabootam Ndey Fatou Diop ak njabootam mbokki bawoo Guinée yëpp ak mbokki Lébu yi ak communauté yi jóge Wakaam yëpp ñooy am naqar ak tiis di leen tàggee seen mbokk Alassane Diakité nelaw na tey jii ci New York ku dégg tàgge bi ñaanal ko yàlla yërëm ko te yéexeen. waaw kon mbokk yi balaa ñuy tàggoo ak yéen rek ñu xamal leen ne léeg-léeg ñu bari ci yéen dañuy wax ne bëggoon nañoo def communiqué waaye dañu déggoon ne daama ngi woon Ndakaaru wala mi ngi woon Sénégal wala nekku fi woon wala boog dafa tukki woon wala yu demee noonu wala dégguñu suñu kàddu ci rajo bi ñu di leen xamal ne loolu du ci dara
bu fekkee ne da ngeen a am li ngeen bëgg a wax wala lu ngeen bëgg a santaane wala publicité wala lu mën a doon bu fekkee ne numéro téléphone bi ngeen daan woo fii ci New York woo ngeen ko ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi yàlla def na daanu ko mën a jot daanu leen mën a tontu li ngeen bëgg a santaane daañu leen ko mën a defal ñu joxaat leen numéro bi 212 666 0234 212 666 0234 wala ci portable bi 646 932 8381 646 932 8381 donc kon nag mbokk yi foofu lañ leen di tàggoo te di leen wax déwénati happy new year bonne et heureuse année ñu fekk ko ay déwén yu bare. ngeen jëf mbokk yi ci jokkoo bi ngeen jokkoo ak rajo African Time lii nag mooy li fi dikkoon ci ay xibaar te ñu mën leen koo jottali kon nag Ousmane Lo ak Fallou Dieng ak ñu nu àndaloon ci njiitul Dambaabu ñoo leen di tàggu te di leen balu ak ci lépp lu nu juumoon ci at mii ñu génn te it ñu ngi leen di ñaanal ci at mii ñuy dugg di atum jàmm ak xéewal ci ñëpp te sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu jàmm te di leen tàggu nag ba àjjuma dikkati ak jàmm